aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la bu baax ziyaara la bal la àq baalu la àq dugg ci kër kilifa diine yi sukk suñuy oom nuyu leen bu baax ziyaara leen ñaanal leen jàmm ju bari ak tawféex ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér ndax soxla nañ seen dund am na njëriñ ñun tam ñu tàllal suñuy loxo dékk seeni ñaan soxla nañ ko noonu la ñuy ñaanalee ñi nga xam ne ñi ngi tëdd ci hôpitaux yi tawat ak ñi nekk ci kër yi ak ñuy doxantoo feebar yàlla defal leen shifaa'un la yughadiru saqaman yàlla saafara leen ñaanal nag ñi nga xam ne tam ñi ngi ci bërëbu yerukaay yi ñi nga xam ne ñi ngi ci prison yi ñi nga xam ne tuumaa leen fa dugal yëkkati ko daraja lay nekk ci ñoom ñi nga xam ne nag dañ leen fa dugal pour yar leen ñoom ñëpp yàlla nañu génn ak jàmm yàlla defal leen tawféex ñaanal ñi nga xam ne xadaw nahbahum ñi nga xam ne jiitu nañ ñu ñibbi ci këru dëgg ya yàlla jégal leen seen i bàkkaar wala leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñu wax ay sayda Adama Seck bi te muy yàlla taxaw mi yaalamun bi maa xafarali rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër waaye teg ñu rek ci siraatal mustaqima ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñaan ko ci àdduna bi ñaan ko ci réew yi ñu wër waaye ñaan ko fii ci Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm ku ko xëyewul yàlla na nga ko yendoo ku ko yendoo yàlla na nga ko fanaane kon yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm comme ni ngeen ko xamee seen émission bii di Ndenkaane ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ñëwaat nañu ànd ceeg équipe bi macha allah waa régie ñu ngi leen di nuyu di leen ziar caméraman yi nuyu nañ leen ziar leen Oustaz Makhtar ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la yéegal sa yéeguwaay di la jox nuyoo képp ku sant Sarr. wallaay Sarr ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar. nuyu soxna Kiné moom duñ leen ko présenté ci fi la bokk macha allah Kiné ñu ngi lay nuyu yow tamit namoon la lool. di la ziar di la dalalaat jàmm bu baax a baax ñaanal la jàmm ak tawféex caamaa ngi nii maire état démb ndeysaan gis ngeen de ñaanal nañ ko moo tax tey teew na macha allah ñun bëgguñu dara di la dal wala dara di la jot lu dul sa yëre ñu ngi lay ziar bu baax a baax caam nga wàññi kii bi rek ndoxam bi ndeyjoor bi ngay kii tuuti rek ndawal li maître Ndoye macha allah moom tamit tey mooy sunu gan teew na fi moom tam ñu ngi koy nuyu di ko wàcce wàccuwaayam di ko ñaanal tànk yi fi ñëwee yàlla nekk yëkkati ko daraja ak effacé wu bàkkaar kon mi ngi noonu maître yow la ñuy njëkk a jox kàddu gi tey nuyu la ziyaara la dalal la ndax dañuy wax ni boo amee gan moom da ngay yokk reer bi wala nga tëraani kon ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum soxna Zeynab maa ngi rafetlu si invitation bi yaakaar naa DTV sama télé la. c'est pas la première fois ma ñëw fi ñëw naa fi yooni yoon invité ma ay plateau Toi-même tu sais ak tamit yeneen plateau yoo xamante ne si wàllum yoon maanaam lépp loo xamante ne sénégalais ñoo ko soxla ñu war ko indi ay leeral si wàllum yoon lu ci bëri dama doon faral di teew ou bien ñu fekk ma fu may liggéey ma wax leen sama xalaat. donc tey jii su ma ñëwee fii encore si seen émission Ndenkaane mu nekk émission boo xamante ne yaakaar naa c'est pas la première fois yàgg naa ko seetaan saa su ne parce que man surtout si rediffusion laa koy seetaan parce que c'est que pendant la journée man damay liggéey. donc guddi yàlla xam na ne saa su ne dama koy seetaan parce que mu nekk émission boo xamante ne dañuy wax actualité. wax diine. donc yaakaar naa en tant que musulman genre émission yi soxal nañu ko Sénégal. donc tey jii suñu ma invité ñu war a wax si wàllum yoon si wàllu lépp loo xamante ne fête du travail la. dinaa ci sawar lool. daal di teew pour ñu mun ci waxtaan. si anam yu gën a yaatu incha allah. dëgg la ci la ñu lay sax laajee laaj bi nga xam ne mooy suñu première question ci ñëw wala ci yow. bala ñoo ñëw ci ñoom Oustaz Makhtar Kiné ak Thiama. fête du travail tey mooy 1er mai bu jotee ci Sénégal tey gis nga yoon yaa ngi féex macha allah am na ñoo xam ne xëy ñu liggéey donte nag am na ñoo xam ne liggéey nañu fête bi fan la jógee ak lan moo ko wëndu. waaw soxna Zeynab. c'est vrai que fête du travail ñu bëri ñu ngi koy féete wante tey jii suñu doon def micro trottoir ñu laaj Sénégalais yi loolu la moo ko sabab fu mu jógee xam naa ñu bëri dina am ñoo xamante ne pour ñu tontu la du yomb. mais sama wareef la ma mën a expliquer Sénégalais yi loolu lan moo ko sabab la moo tax tey jii à chaque fois ñu koy féete le 1er mai suñu remonter dans le temps. fële si États-Unis le 1er mai 1886
ci la amoon ay syndicats yi daal di jóg pour 1986 1886 donc xam nga boobu yàgg na nekkul tey dëgg la donc ñu daal di ko ay syndicats daal di jóg di réclamer seen patron yi pour seen liggéey ñu xool nañu koy ni ngi leen permettre ñu aar leen parce que dañoo gis ni liggéey bi dañuy liggéey ay ñeenti waxtu des fois mu dépassé ko par jour mu nekk loo xamante ne day am jafe-jafe si ñoom pour ñu am même vie de famille ba tax nag loolu moom sababu ñu daal di def ay marche boo xamante marche bu am doole plus de 300 000 ay liggéeykat yoo xamante ne ñoo wàccoon si tali bi di ñaxtu si pour seen patron ñu daal di wàññi heure de travail loolu moo taxoon ñu wàññi ko ba tey ji ñu am 8 heures de travail par jour donc ce qui veut dire tey ji ñun suñu demee ba tey ji ñu daal di am possibilité si suñu chef d'entreprise yi di liggéey juróom-ñetti waxtu c'est grâce à ñoom ba loolu tamit mu nekk loo xamante ne bés bu métti la woon pourquoi parce que amoon na ay bakkan yu bëri ci loroon oui c'est ça amoon ay dee yu bëri sax ci laaj seen droit yooyu rek laaj seen droit yooyu ndax marché boobu dafa amoon doole xam nga temps yooyu affaire esclavage ainsi de suite dafa amoon doole léegi loolu noonu moo demoon ba finalement patron yi ngi daal di reculer donc bu ñu reculer finalement ñu daal di satisfaire seen revendication ba tax tey gi le 1er mai donc chaque fois su ñëwee yaakaar naa ñoo ngi koy jagleel ñu ne fête du travail wante également man damay naan aussi remémoration n'est-ce pas ou bien commémoration des martyrs mais ñoo xamante ne dañ ci jotoon daal di wàññeeku si boobu manifestation léegi loolu noonu 1947 en France yéen jot a voté benn loi boo xamante ne désormais le 1er mai day nekk jour férié chômé et payé donc ce qui veut dire tey jii adduna bi daane ko presque 1er mai su ñëwee ñëpp koy fàttaliku parce que nekk na non seulement fête du travail mais également période boo xamante ne dañuy fàttaliku li xewoon Chicago 1800 Chicago yi la woon 1886 donc tey jii mu nekk jour boo xamante ne bu am solo si bépp réew si bépp entreprise pourquoi ma wax loolu parce que yaakaar na amul benn entreprise bu mën a dox sans ressources humaines parce que ressources humaines mooy ñu fay liggéey ba tax nag bépp chef d'entreprise maanaam employeur dafa war a gën a jox gëdd ñu koy liggéeyal parce que loolu yaakaar naa entreprise bu am ay jumtukaay bu am ay moyens financiers soo amul ay nit yu xarañ ñu mën a jëfandikoo yooyu yaakaar naa entreprise boobu du mën a développer du mën a dox na mu waree donc moo tax tey ji journée la pour attirer attention donc autorités yi attirer attention ñoo xamante ne également ñoom ñoo ngànk entreprise chef d'entreprise yi surtout ñu gën a xalaat ba bàyyi seen xel si ñu leen di liggéeyal pour améliorer seen conditions de travail conditions de vie parce que suñu xoolee si ay borom xam-xam ma joxe benn exemple Abraham Maslow kooku nee na nit dafa am ay besoins yu mu waree satisfaire donc ba tax nag dañoo waree def en sorte que lépp loo xamante ne mu ngi koy réclamer di bëgg ñu satisfaire ko su dee entreprise ba am na boobu possibilité maanaam am na ay moyens ñu fexe ba seen revendication ñu mën kaa satisfaire parce que man en tant que juriste également mu nekk également koo xamante ne damay yëngu si wàllu consultance si gestion des ressources humaines maanaam anam yu ñu yoree ay nit si biir entreprise yi loolu yaakaar naa dama am donc possibilité gën a expliquer loolu parce que entreprise dafa am solo ressources humaines parce que dafa am benn auteur français qui Jean-Marie Peretti dafa wax lu am solo dafa jël benn proverbe bu ñu naan proverbe arabe daal di ko dugal si biir entreprise nee nañu entre jardin ak désert différence bi nekkul ndox wante nit ki la maanaam nit ki moom mooy jël nature bi daal di ko façonné ba mu méngoo ak moom lu mbëgg donc entreprise bi également
anam yu ñu yoree doomu aadama yi si biir entreprise yi dafa war a tamit mucc ayib sell de telle sorte que yooyu liggéeykat dinañ gën a def seen kéemtulaay kattan ba patron bi mu daal di ci kontaan ba résultat yi ñu daal di ko gis. donc ba tax nag tey jii nekk na loo xamante ne lu ñu war a bàyyi xel la saa su ne mu nekk jour revendication jour boo xamante ne syndicat yëpp ay jóg. parce que au niveau international gis nañu également ay règles yoo xamante ne ñoom ñoo prévoir tey lu ñu naan droit syndical. parce que am nañ benn kuréel boo xamante ne si niveau international Sénégal bokk na ci mooy lu ñu naan OIT Organisation internationale du travail. donc am na ay règles maanaam ay traités yoo xamante ne Sénégal jot na ci bokk. mu mel ni par exemple la convention numéro 87 de 1948. mu nekk convention boo xamante ne moo wax affaire liberté syndicale wax également protection droit syndical donc yaakaar naa loolu mu nekk convention bu am solo moo am également la convention donc de 98 de 1949 boo xamante ne moom moo prévoit lu ñu naan droit négociation collective donc négociation collective soo ko déggee toog waxtaan entre acteurs yi mu nekk employé syndicat employé ak syndicat également travailleurs yi. moom laa la bëggoon laaj. waaw léegi man dama yor comme par exemple man dama yor entreprise bëgg naa jël Oustaz Makhtar Sarr bëgg a jël Kiné bëgg a jël Mère Thiama suñu premier dialogue lan lay doon. dialogue si biir entreprise yaakaar naa d'abord dialogue mooy lan. waxtaan bi ñu war a waxtaanee. pour mu jël waxtaan diisoo boo xamante ne. ay consultation la ay concertation ba tey ji ñi ngang ci yëf yi mooy acteurs yi. lépp loo xamante ne day gën a jëmale kanam entreprise bi ñu fexe ba ñu bañ a réeroo moom mooy tax ñu am si biir entreprise lu ñu naan climat un bon climat social. parce que climat social mooy loo xamante ne ñëppay déggoo collaborateurs yi ak aussi ñi nekk si kaw. ñu daal di diisoo de telle sorte que lépp lu ñu ngànk rek dañuy dóorandoo demandoo entreprise mu daal di jëm kanam. ba tax nag tey jii yaakaar naa si biir entreprise am nañu lu ñu naan délégué du personnel. loi dafa wax ne et là damay citer la convention collective nationale interprofessionnelle parce que ñun en tant que juriste mënuñu wax loo xamante ne dañu ko teg si ay firnde. également damay joxe exemple suñu ustaas bi. ñoom tamit saa su ne suñu waxee rek dañu koy teg si ay donc voilà ay saar donc ainsi de suite. donc loolu mooy wane ni nit ki donc si domaine am dafa am xarañ. dama ni suivre yéen ñëpp donc yow Zeyna toujours donc domaine boobu ñun toujours dañuy indi loo xamante ne ay firnde donc suñu ñëwee si convention collective nationale interprofessionnelle dafa indi donc ay firnde si loolu ba en sorte que si biir entreprise ñu gën a indi lu ñu naan donc diisoo de telle sorte que jafe-jafe yi mu daal di dàkk ba tax nag tey ji fête du travail mu nekk fête boo xamante ne si biir entreprise nee nañu chaque entreprise boo xamante ne am na juróom benn liggéeykat. 6 personnes. 11 personnes. waaw fukk ak benn. 11 personnes ba bépp entreprise boo am liggéeykat boo xamante ne 11 personnes la. waaw am nañu droit am lu ñu naan délégué du personnel. war nañu am lu ñu naan benn délégué du personnel ak benn suppléant. plus ñu entreprise gën a bëri ay liggéeykat également délégué du personnel ñu daal di yokk. donc délégué du personnel yooyu ñoom ñooy faral saa su ne di dem. di waxtaan ak. personnel bi non patron bi. parce que lépp loo xamante ne ay revendication la. ñooy nekk ci diggante personnel bi ak patron bi et revendication lay jógee ci suuf. mooy lan ñun à la base. ñoom la ñuy utiliser daal di dem di waxtaan ak borom entreprise bi. pour muy indi ay saafara. donc ba tax nag léegi tey jii su dee jubóowuñu ci ay kàddu loolu mooy indi. yoon may leen la ñu naan grève donc le droit de grève est prévu par la constitution article 25 de la constitution. mais maître Balma. waaw balaa grève bi. waaw léegi nit ki ñëw na ñu jël ko ci place bi mu ngi fay liggéey. contrat
ñaata temps nga fa war a def pour ñu signer le contrat. très bien si wàllu contrat vraiment dina indi leeral yu am solo. parce que commencé ci kiy def stage. ba ki nga xam ne nag war nañ ko signer contrat. très bien norme yi naka la war a demee. loolu vraiment dinaa ci kontaan. parce que droit du travail man dama koy jàngale. dama kiy def également ay consultance contrat de travail dafa am ñetti pàcc yoo xamante moom mooy constituer un contrat de travail. am na lu ñu naan prestation de travail mooy sa liggéey. salaire bi ak lien de subordination. lien de subordination mooy lan yow en tant que liggéeykat nga accepté ne kii mooy sa kilifa mooy employeur bi. soo la santé si wàllum liggéey lu ñu jot a xaatim si biir contrat bi. waaw nga mën a respecté soo bañee loolu la ñu naan insubordination juridique. te insubordination soo amee automatiquement yoon may na patron bi ñu daal di la licencier. léegi contrat boobu licencier wala sanctionné. licenciement également sanction la. c'est-à-dire dafa bëri lu ñu naan. licencier moom boo ko xasee wax rek mooy ça y est. oui ça y est mais sanction la. parce que en droit du travail dafa am lu ñu naan faute. dafa am faute légère faute lourde ak faute grave. dafa bëri ay faute dafa wute. également nit mun nañ ko licencier su dee dafa desee par exemple xarañ si liggéeyam. loolu tamit yoon may na ko lu ñu naan inaptitude professionnelle. mais insuffisance wala manque de confiance. yooyu yëpp ay paramètres yoo xamante ne yoon may na employeur bi. suñu ñëwee si contrat bi bu ma doon expliquer sànq. xam nga des fois soo jógee fi nga doon am formation maanaam soit école de formation professionnelle. wala nga jógee daara yu mag mooy université. soo ñëwee di wut liggéey lu ci bëri da ngay commencer si stage. au départ avec la loi de 1997. amuñu woon lu ñu naan contrat de stage boo xamante loi bi moom moo ko prévoir. dañu prévoir woon seulement lu ñu naan contrat de stage salarié mooy koo xamante ne déjà dañu ko embauché. lañu ñëw 2015 moo am loi bu bees boo xamante ne uniquement pour xaatim lu ñu naan contrat de stage. parce que xam nañu ni dañoo def constat dañu entreprise yi dañuy faral di utiliser ñoo xamante ne ñu ngi doog a jógee si am diplôme. di wut ñu liggéey dañ leen di utiliser di exploiter dañ leen di exploiter dafa bëri nag si entreprise yi laa tamit damay attirer attention autorité yi parce que ñoom am nañu part de responsabilité parce que am nañu fi ay organe boo xamante ni moom mooy contrôler l' application du droit du travail mooy lan inspection du travail donc loolu tamit attirer seen attention lu am solo la pour employeurs yi ñu mën a respecter ak yelleef doomu adama yi si biir entreprise yi stage su ma ci ñëwee man stage bi nee nañu aujourd'hui présentement képp koo jël nga jox ko contrat de stage par force dañ ko waree jox rémunération. et la loi dafa wax ni. ñaata lay dire stage bi. stage bi nee nañu stage bi mun na dem ba ñaari at. 2 ans 2 ans. et là tu seras un stagiaire salarié. maanaam chaque mois dañu lay fay sa salaire. parce que tey dama gis ne man des fois même sama étudiants yi ou bien ñoo xamante ne am nañu ay problème des fois dañu may woo. seen bërëb liggéeyukaay ñu ne waaw lii moo fi am ma ñu expliqué ma automatiquement ma jox leen conseil donc suñu appliqué après par la suite du am jafe-jafe. yoon dafa wax ni mën na dem ba 2 ans ñaari at te diggante ñaari at yooyu yëpp da ngay fayeeku même également su dee sa biir contrat dañuy wax ne ñaari at. soo liggéey ba benn at automatiquement am nga droit congé administratif maanaam congé payé. donc un stagiaire fekk embauché guñ la. même su dee embauché ñu la. loi dafa wax ni képp koo xamante dafa liggéey. 1 an am nga droit. am 1 mois bu mu toog noppalu. daal di noppalu. d'accord nga ñëwaat. donc nañ teg foofu baaraam après dinañ ñëwaat ci yow. maître li nga jot a expliqué leer na macha allah Thiama. dégg nga li maître wax. entreprise yi nekk ci Sénégal defe naa bari nañ. est-ce que li mu wax nii chef d'entreprise yi nii la est-ce que nii la ñuy jëfandikoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di liggéeyal. man ko du ma wax tey ndax tey fête de travail la. ah Maître Thiama lu mu wax fu mu génn tey nee na may te Maître Thiama nee na amul dara lu mu wax tey ndax tey fête du travail la dafa ñëw rek pour toog Maître Thiama. maa ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. nuyu Oustaz Matar kii ne maa ngi lay nuyu. man kii li mu wax dama ne. est-ce que nit ñi ñu ngi koy dégg. est-ce que patron yi li mu wax waaw patron yi entreprise yi. parce que jëkk na wax affaire stage yu ma si jëkk a jaaxal. nee na ba def stage war nañ lay fay chaque weer te boo fa defee 1 an war nga jël congé.
ni day liggéey de 5 ans du fayeeku de ci réew mi ñu nekk de damay gis parfois ñu naan ñun toog nañ 8 mois fayeekuñu bay takk ay morceaux yu xonq parfois nga gis ko ci dëkk bi loolu ñi moom entreprise yooyu ñooñu est-ce que ñu ngi ci dëkk bi loolu laa bëgg ndax ñu ngi ci réew mi fii lañ nekk ci réew mi loolu rek moo ma xaw a jaaxal loolu la jaaxal waaw léegi xam naa affaire syndicaliste yi ñuy wax xanaa syndicaliste ñoom ñooy bañkat yi xam nga da ngay dem si entreprise boo gisee ñu ne ñii dañooy syndicat patron yi sax dañ leen di jut baaraam naan ñi ñooy syndicaliste xanaa kon ñoom ñooy bañkat yi syndicaliste yi dañuy représenté kii bi yëpp nag personnel bi yëpp mais en général sax dañ naan ñoom ñooy bañkat yi dafa sax dafa am benn étiquette bu ñu leen takkal en général syndicaliste yi des fois kon ñoom ñooy bañkat yi waaye man de li ma gis ci réew mi di liggéey ay juróom-ñetti weer ak ay 2 ans doo fayeeku loolu moom jaaxal na ma loolu maître dina la ci tontu ba pare nga tontu ma ci loolu après maître dina la ci tontu ki ne ñu ngi lay nuyu beneen yoon ñu ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi leen di fay beneen yoon ki ne maître xam-xamam dafa màcc ci àq ak yelleefu nit surtout nit ku ñu jël muy liggéey ñu gis ne fii tey Sénégal entreprise yi bari nañ lool mais koo ci jege rek kuy liggéey ci entreprise bu la waxee lam fay si biir da ngay jaaxle dëgg la norme yi dëgg la teguwul ci yoon dëgg la dañu nekk ci jotaay boo xamante ne ci li ma jàpp lépp lu ñuy wax rek dañu war a laaj lan la ci yàlla subhanahu wa taala wax man loolu laa jàpp sama taara ngi noonu waaw moo tax ma bëgg a dellu si waat tuuti ci révolution bi indi 1er mai donc révolution boobu en fait juste pour dellu si waat ci maître lu mu wax mais dama koy tënk rek man ci 5 dates laa koy tënk wax na ko léegi 1886 ci la Chicago américains yi génn def révolution ay milliers de personnes dee 1890 àddina bi yëpp ci la ñu internationalisé lii di grève bi ñëpp yëg ne dañoo war a xaar seen yelleef ndax liggéey moom da amul woon àpp ndax li la daan fay tuuti na tuuti goo xam ne danga daan liggéey lu ci ëpp taawu nelaw rek ngay am delluwaat ci liggéey bi ñetteelu date bi ñu tënk ko ci 1919 ci la révolution yu mag yi am révolution russe révolution bolchevique yi ci foofu nag la àddina bi yëpp d'accord ne 8 heures de travail dañ ko war a nangu 1941 mooy bi mu wax léegi ci la nag définitivement la ñu accordé 1er mai mu nekk journée internationale du travail léegi nag loi bi muy wax 1947 1941 ci lañ ne journée ci lañ ko def fête du travail 1947 ci la définitivement nañ ko entériné par benn loi muy nekk loi bi nga xamante ne moom moo tax définitivement ñu ne dañ koy fay chômer et payer léegi man ci li ma gis dañu nekk ci dëkk boo xamante ne ñun dañuy jéggaane rek parce que lii ñu wax ni yëpp histoire la taarix la waaye moomuñu ko fête du travail c'est vrai que àddina bi yëpp xeex nañ ko ndax jóge nañ ci esclavage bi nag moo indi lii yëpp ci àddina bi yëpp ci liggéey bi méttee mais man damay bëgg toujours bu muy wax te man bu ma jàppee ndénkaane li ci yàlla wax moo ma ci ëppal solo ndax nit ñi souvent dañ koy fàtte dañuy fàtte ne en fait loi boo ñu mënti teg bu fekkee ne nit ñi amuñu pas-pasu dogal ko loi boobu du prospérer moo tax foofu nag Oustaz Mactar Sall laay interpellé bu baax laaj ko d'abord lan mooy liggéey lan la yàlla wax ci liggéey relations humaines ci biir liggéey naka la war a mel naka la ñu war a jàppalante ba société bi dem je pense que loolu moom su ci tontoo rek après yeneen yëpp bu ñu ko dajalee nit ñi dinañ ci mën a jëriñoo lu bëree bëri. d'accord. Oustaz Mactar kon mi ngi noonu. liggéey. kiy liggéeylu ak kiy liggéey. diine bàyyiwul dara maa faradnaa fi kitaabi min shay. alxuraan bàyyiwul dara. ki jël samp bërëb ne dafa soxla ay liggéeykat. ak ki bëgg a dem liggéey ñoom ñaar ñëpp ku ne am na lu la diine sant. lan la leen diine sant ñoom ñaar. macha allah Seyda ñi ngi lay nuyu di wax salaamaaleykum mbokki seetaan ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew di nuyu waa plateau bi yëpp mën nañ ñi ñëpp waa kër gi lañu ndax ñu fi dikkati leenu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di masawu coono liggéeykat yëpp ndax it liggéey bu nekk am na noppalu
njàng bu nekk am na alxames la ñuy wax ca daara ja su àllarba jotaan ñu ne àllarba neex alxames këllug meew àjjuma tasub ndaje gaawu tey ndongo dee kon daara ja sax xam nañu noppalu ba àllarba jotee ci la ñuy wéer téere ne àllarba nag neex alxames nag dàqati neex këllug meew àjjuma nag mooy tasum ndaje mooy noppalu gi moom jeex na gaawu nag delluwaat ci liggéey bi tey ndongo dee kon ñu masawu coono liggéeykat yëpp dalee ko ca buntu këram tàmbalee fa liggéeyam yàlla yóbbu ko ca marché ba ak ka nga xam ne ma nga dalee ci stage ba keroog ñu embauché ko ku mu ci rek ñu ngi lay masawu liggéey nag lu am solo la ci diine yeneen yi yàlla yónni kuy dukkat ci kaw suuf ñoo la gën te histoire nettali na yenent yu bari mën nañ ne ñëpp ku ci nekk amoon na métier pour wane ne métier du lu ñuy négliger layoo ne imaam la wala sëriñ la wala ustaaz la wala nitu diine la kumu bëgg a sukkandiku ci jaamu yàlla bañ a liggéey déggoo diine diine dafa digle liggéey yor kurus di toccal du métier ubbi téere di jàng du métier waaye am na lu war a accompagner loolu ndax jaamu yàlla la kurus gi doo ko yor wala téere bi ba lekk jot nga regg naan jot nga màndi kon li ngay def ci sa biir danga ko war a liggéey Seydina Umar ibnul Xataab bi mu fekkee waa ji ci jàkka ji mu tàllal loxo naan ko yàlla may ma wërsëg bu bari may ma xaalis may ma or may ma dafa jël liif gi mu yoroon dóor ko ne ko jugal nga dem liggéeyi ndax asamaan si du taw wurus du taw xaalis faaw nga dem sabablu ci kon mënu la ñàkk abul bashar sayyiduna adam alayhi salaam amoon na métier muy bay na maam Adama agriculture ci métier yi gën a barkeel ci métier yi la bokk bay abul bashar mooy bu ñu waxee sunu maam dañ naan sunu maam Adama bokk na ci métier yi ko yàlla tànnaloon mooy mbay yonent yàlla nuux menuisier gaalam googu mu duggoon pour raw moog ñi ko gëm gaal gi moo ko doon daajal boppam moo jëli bant ya moo yet moo xoos mooy monte mooy daaj ba gaal gi mag kon képp kuy liggéey ci wàllu bant këla ca jiitu mooy yenent yàlla Nuux yenent yàlla Muusa sàmmal na yenent yàlla Shuayb alxuraan nettali na ko ba ci biir aaya ji mu koy nettalee ci lay indee droit liggéeykat bi danañ ci dikk ci biir waxtaan wi diine ni ñuy waxee ci loi yi comme ni ko maître waxee droit yi nga xam ne moom la liggéeykat bi am nay droit am nay devoir lépp diine sóoraale na ko moo xam garantie liggéeykat bi ko war a am noflaay liggéeykat bi ko war a am embauchement liggéeykat bi ko war a am bu mucc ci yooyu alxuraan texte diine yi cité na ko yenent yàlla Shuayb yenent yàlla Muusa dafa ñëw ci moom mel ne benn liggéeykat buy ut si liggéey ay doomam ñoo ko présenté gis ko mu nekk waxambaane wu am kàttan ñaari doomam yu jigéen buñ demaan di rooti dañuy yéex a amum ndox ndax jigéen lañu ta seen baay yaree na leen am kersa goo xam ne mënuñoo jaxasoo góor ñi dañuy bàyyi ba góor ñi root ba noppi ñu ñëw root yonent yàlla Muusa gis leen ñu beru na le toog mu ñëw waxtaan ak ñoom alayhi salaam ne leen lan mooy seen problème ba ngeen toog fii ñu ne waaw ñun de sunu papa mag la ñun ñooy rooti dafa ami jur ñoo leen war a wëgg waaye nag dañoo ñëw fekk nit ñi ñu ngi ci teen bi te mënuñoo jaxasoo ak ñoom yonent yàlla Muusa moo volontaire dem jàppale leen rootal leen ñu wëgg seen jur ñu dellu informer seen baay gannaaw bi mu leen defee loolu gratuite la ko def mooy misaalum ki ñëw ñu lay testé di seet ki def stage bi mu ñëwee def loolu daal di toog liggéeykat bi tamit li Adja wax léegi lay firndelaat mooy waroo basé wu rek ci droit yi lim la may
mais war ngay tàllal yàlla loxo di ko bàyyi xel di ko ñaan yonent yàlla Muusa bi mu defee loolu ba noppi dafa toog ñaan yàlla ne yàlla loo ma jox xeebu ma rabbi li ma andalta ilayya min xayrin faqir yàlla lu mu nga wërsëgal ma ko xeebu ma ko mooy déposé na ay kayitam ci entreprise bi waaye dem na di jullee ka woor ak a ñaan ba xëy yonent yàlla Shuayb bu ne doom yi woowal leen ma ko ñu ñëw alxuraan nam ko nettalee ba mu jeex waaye ci gàttal jël na ko defal ko contrat boo xam ne 8 ans la juróom-ñettaat liggéeykat bu nekk ki ngay liggéeyal diine dafa bëgg nga wax ko lan la lay liggéeyal ngeen waxtaan ci ban temps la koy liggéeyal contrat yi ngeen di signante ndax 1 an la ndax 2 ans la ndax liggéey la boo xam ne fekk entreprise bi mi ngi taxaw dafay am yonent yàlla Shuayb contrat bi mu signante ak yonent yàlla Muusa du indéterminé mais am na fu mu yem mooy 8 ans ba noppi mu xamal ko ne ko liggéey bi bëgguma la cee teg lu la métti ku ko wax loolu yonent yàlla Shuayb wa maa uridu an asuqa alayk bëgguma laa teg lu la métti mooy liggéeykat bi tamit am nay droit wu waroo ne rek liggéeykat la maa moom liggéey bi yan ko lu mu àttanul loolu danañ ko gën a détaillé ci biir point yooyu waaye yonent yàlla Shuayb embauché na yonent yàlla Muusa mu koy sàmmal kon mécceem sàmm ñi yor jur yi mécceem yonent la moom it mécce mu barkeel la ba ci daj dëpp gi mu yonent yàlla Muhammad boole na ñaar sallallahu alayhi wa sallam balaa yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Daawuda yonent yàlla Daawuda mécceem tëgg ay weñ lépp lu laal ci wàllu weñ yonent yàlla Daawuda moo ko njëkk a liggéey waaye moom kéemtaan gi ko ci yàlla mayoon mooy daawul jël safara pour nooyal weñ ji waaye yàlla mayoon na ko pouvoir bu toll ne nu mu bëgg a def weñ daf ko koy def wa alannaa lahul hadiid yàlla moo ko nooyalaloon weñ bu ñuul ba lu mu bëgg a def ci weñ def ko kon métier mu laal ci wàllu weñ oto yeeg avion yeeg buntu yeeg lépp rek feer yeeg fourneau yeeg jaaseeg paakaag lépp lu laal ci métier mu mel noonu yeneen yàlla Daawuda ci jiitu dëgg la bi ñëwee na ba ci yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom boole na ñaar sàmm na waaye bi muy dugg ci métier mu jàngale am jom bañ a tëdd wéeru ci koo naan yor na wala man na woy juram dafa teel a faatu muy baayam boobu ganeegul àdduna 2 weer la am ci biiru yaayam baayam faatu mu gane àdduna yaayam gunge ko ba ñii ne 4 ans ñii ne 6 ans yaay ji faatu maamam Abdul Muttalib yar ko ba mu am 8 ans maam ji faatu laataa muy faatu mu dénkoon Abu Talib pour mu yaral ko Abu Talib yor ko di ko yar waaye yeneen bi gis ne Abu Talib situation am demeewul noonu dafa néew doole bëgg na koo jël en charge waaye nag loxoom jotul ginnaawam niñ koy waxee ci la futteeku nag nga dafa war a dem uti métier dem liggéey léegi Oustaz Makhtar wax ci am na solo li nga wax li ma ci gën a amal solo mooy diine sax dafa xam signé contrat te tey dañu gis bërëbu liggéeykaay yoo xam ne kenn du la signer contrat mun nga faa def des années dañ lay exploiter dañuy jëfandikoo sa doole ba sa doole jeex nga xëy jóge fa te kenn du la signer contrat Oustaz Makhtar maa ngi ñëwaat ci yow boobu nag bëgg naa ci yokk rek ñaari phrase xam nga wax kàddu pour man moo gën a ëpp important bind mais yàlla dafa insister pour ñuy bind waaw maa ngi ñëw kàddu dafa am solo xam nga bind bi pour lan la pour année yi pour ñaata at lay def parce que pour durée bi nañ dee voilà pour durée bi donc bi nit ñi bàyyee kàddu ci la jëflante jub ak yiw bëgg a disparaître parce que bu fekkoon ne kàddu gi ngay génnee sa gémmiñ bu la leer ne boo ko génnee doo ko wanaat lépp loo jëflante nit looy waxante nit ci jub nga koy teg taxaw sa kanamu bàmmeel
léegi nag durée bi bind bi dafa am solo lool ndax nit ñi gën kaa yàgg lu ci ëpp 100 ans la ñuy dund. wakkaati buuxu looloo tax nag bind bi moo ci topp ngay wax ji jiitu ndax foo dem ci àddina asalaamaaleykum wa rahmatulah ngay commencé da ngay nuyu nit ñi lépp ci kàddu lay commencé waaye nag pour la pérennité bind moo ëpp solo ndax nit ñi foog ñuy des di ratifier dëgg la bu njëkk ba sax kàddu lañ gënoon fonk ko bind kàddu moom nit daf ko war a bàyyi xel dafa fort waaye dafa lu ma bëgg a laaj maître nit di ñëw di Oustaz Matar ñëw di ma jël ci liggéey ñun ñaar mën nañu waxante nii rek sans këyit est-ce que loolu normal na maître da nga may liggéeyal ma ne ko temps lii laa lay fay ma ne ko waate entreprise la mais amul bind amul dara wax rek la verbalement rek wax nii rek loolu dina ci ñëw dina feeñ ci biir waxtaan bi sànq fi mu toll woon mooy ci wàllu contrat yi ñi nga xam dañuy def ay stage mën nga def 2 ans stage mais boo fa amee 1 an dañ la war a jox congé foofu nga yemoon oui stage yi comme ni mu ko waxee soo amee contrat de stage yoon dafa wax ne contrat boobu par force dañu ko war a bind c'est des contrats de stage la loi de 2015 dafa wax ni en son article donc 3 dañu war a bind suñu bindul contrat de stage boobu noonu dañuy considérer que stagiaire dafa am un contrat durée indéterminée loolu la yoon wax buñ ko bindul dañu ko bindul kaay ma jël en tant que stagiaire mu yem si kàddu kase yoon dafa wax ne loolu soo commencé di liggéey tey joxuñu la contrat c'est automatique c'est un CDI moom la ñuy wax contrat tacite donc là yoon dafa wax ni là c'est express dafa leer ni contrat boobu donc dañ koy considérer comme un contrat durée indéterminée d'accord donc mu nekk loo xamante ne yaakaar naa ñu bëri si biir entreprise yi ñu ngi exécuter ay contrats yoo xamante ne normalement ñoom déjà CDI la ñu am au lieu de stage su dee am ñu contrat boo xamante dañu ko xaatim mais wax bi ak xaatim bi ban moo gën a wóor c'est vrai pour aussi attirer du moins répondre Thiama sama mère Thiama contrat yoon dafa wax ni hélas article L31 du code du travail loi de 1997 dafa wax ni si wàllum contrat mën nañu waxtaan si cadre cassette contrat bi daal di judd sans que ñu bind ko rien que l'échange du consentement suffit pour que le contrat soit formé donc ce qui veut dire consentement su amee kaay liggéeyal ma lii mooy liggéey consentement mooy waxtaan bu juboo kaay liggéeyal ma lii mooy liggéey bi soo d'accord payoor baa ngi ne nga ne waaw d'accord naa le contrat est conclu payoor bi yaa koy imposer wala ñoom ñoo la koy imposer nee na salaire mën nañu ko négocier wante également loi dafa préciser nañu war a fayee yaa lu ñu naan grille salariale grille salariale mooy lan dañu war a fay liggéeykat yi en fonction seen niveau qualification maanaam seen diplôme fu mu toll diplômé am na ñu naan ouvrier am na ñu naan employé am na ñu naan agent de maîtrise am na ñu naan cadre donc day wuti en fonction diplôme bi nga yor d'accord donc loolu la ñuy sukkandikoo te également war naa préciser que mën nañu tolloo diplôme su dee bokkuñu secteur bu ñu liggéey suñu salaire mën na wutee parce que on dit le salaire est fixé en fonction de la catégorie professionnelle mais en fonction des secteurs d'activité parce que secteur d'activité dafa bëri par exemple secteur du transport secteur du commerce wala secteur bancaire et des établissements financiers agroalimentaire donc dafa bëri ay secteurs donc ce qui veut dire tey gi su dee yow da nga ñëw ñu bokk domaine activité là su dee ñoo tolloo diplôme salaire de base bi ñoo nekk même salaire de base wante employeur tamit am na lu ñu naan un pouvoir discrétionnaire ma ne am na ndogal boo xamante ne su ko neexee mën na la jox lu ñu naan sur salaire parce que sur salaire bi am ñu fenn fu ñu ko bind nii employeur bi par force da ko war a joxe dafa war a jox travailleur yi déedéet moom mooy xool ku ko neex mu joxe un sur salaire wante salaire de base moom yoon moo wax ni lii ni nga ko war a fay moo tax ma ne un salaire ça su négocie dañ koy négocier parce que tey gi man mun naa ñëw ma xam ne suñu convention collective yéen seen secteur d'activité lii la wax mais man ma gis ne man su ma ñëwee entreprise damay indi vraiment
xarañteef boo xamante ne entre bi day gën a dem day gën a yokk day gën a dem ma ne man sama rémunération nii la léegi lu ñu daal di waxtaan ba juboo su dee employeur bi nangu na fixé ma salaire de base mu joxaat ma lu ñu naan sur salaire la bénéfice travailleur bi wante patron bi mënu fixé salaire boo xamante ne moo gën a ndaw lu yoon bi tëddal également y a ce qu'on appelle le SMIC. Le SMIC. SMIC. mooy salaire minimum interprofessionnel garanti mooy lan mooy salaire boo xamante moo gën a gàtt. te foofu la war a mën a yem. loolu dafa wax ni c'est 36 243. 36 243. Il y a un décret de 1996. maître Thiam li nga wax jaaxal na ko de. ah dinaa indi firnde. waaw. parce que décret de 96 xam nga 96 ak léegi li ci jot a passé bëri na. dund bi yokku na location yokku na ainsi de suite. moo tax tey jii mu nekk tamit occasion yaakaar naa syndicat yi. ñu gën a pousser état bi ak patron yi. ñu gën a xoolaat. rémunération payoor parce que yaakaar naa 96 ba léegi. lu bëri xew na fi. lu bëri changé na kon war na gën a yokk salaire yi. c'est très important. kaw a kaw. parce que OIT dafa wax il faut nga am lu ñu naan travail décent ak salaire décent. travail décent mooy lan mooy liggéey boo xamante ne dina méngoo. ak respect doomu aadama. comme ñun nii. voilà ak aussi salaire décent. salaire décent mooy liggéey boo xamante ne di moins salaire boo xamante ne mën na jël yow sa bëgg-bëgg. loolu la ñu naan salaire décent. d'accord baal ñu jël suñu benn naataango Mansour Sow Mansour. waaw. salaamaaleykum na nga def. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. ziar nañ la bu baax a baax. yàlla na yàlla nangu ziar. foo nekk noonu. waaw jamono ji man maa ngi fii ñu duppee centre culturel Daniel Brottier. centre. culturel Daniel Brottier. ah Daniel Brottier. waaw. ah Dakar. waaw Dakar ville. liggéeykat yi dañoo génn. waaw génn nañu en masse parce que ñu woote fii tey jii moom mooy waa CNTS FT authentique. te soxna fii di Baxaaw Jong moom moo ko jiite. ndax xam ne am na beneen CNTS FT tamit. waaw boo xamante ni mi ngi ko seex Cheikh Diop ñoom amoon nañu ko ay jafe-jafe sax ba demoon ci tribunal. tribunal nag la mu àtte bi nga xamante ni àtte na ko ba léegi dafa mel ni jëfewuñ ko ndax ku ne mi ngi xëcc ci wàllam. jàpp ni que ni moom moo yor CNTS kii bu tuppee ni moo yor authentique. keneen ki jàpp ni moom moo yor authentique ci jamono ji nag ñoom ñoo woote fii ci centre culturel Daniel Brottier bu Dakar soxna Zeynab. ñoom lan mooy seen revendication lan la ñuy revendiquer. waaw ñoom nag li ñuy revendiquer bari na lool sax. ndax li ñu njëkk àddu rek mu jëm ci wàllu crise scolaire bi nga xamante ni nag ci jamono ji moom moo lëmbee askan wi. donc jàpp nañu que ni démb am na ndaje moo xamante ni am na ci diggante yilimaanu jëwriñ ji di Mohamed Boun Abdallah Dionne ak yenn ci syndicat d'enseignants ndax dañoo nekkoon ci benn groupe bu ñu tuddee groupe des G6. ñooñu nag am na loo xam ne xaatim nañ ko mais dafa amoon yenn enseignants yoo xamante ni tamit bokkuñu ci woon. ñooñu ñi nga xam ne bokkuñu ci tey jii ñoo nekk ci salle bi sax muy waa FEDER te Damboo jiite leen. ñoom jàpp nañ ni que ni nguurug Sénégal li ko liggéey bi nga xamante ni war na koo def dégmal ko li nga xam ne ñooy jàngalekat yi. dafa des sooxee na lool sax. dëgg la. wax na trop moom njàng mi moom fi mu nekk nii woppus màgget la fépp mooy métti. mais ñoom bu weesoo loolu bari na yeneen ponk yoo xamante ni tamit ci jamono ji may àddu ni sax kii di secrétaire général bi di soxna soosu di Baxaw Jong moom mooy wax ni mooy def discours am jëm na ci wàll li nga xamante ni année sociale ndax xam nga 2018 njiitu réew mi son excellence Macky Sall ko décrété année sociale waaw dëgg la année sociale bi nag mu ni ñoom mun ñoo année sociale te liggéeykat yi gisuñu seen bopp ndax tey jii bu ñu xoolee lu jëm seen wàllu pouvoir d'achat ma li nga xamante ni moo nekk seen poche yokkuwul ñooñu mun ñoo profité ci li nga xamante ni moom mooy année sociale bi waaye jàpp nañu tamit parce que dañuy léeg-léeg traitement bi nga xamante ni dañ koy def ci diggante liggéeykat yi day nekk des fois ay traitement yoo xamante ni ay traitement de faveur dafa am ñoo xam ne dañ koy am ci yenn kat liggéeykat yi au détriment des autres te loolu jàpp na ni que ni war nañ koo mën a fexe ba xeex ba mu jóge ci mu jàpp tamit di woowaat nguurug Sénégal mu jëpp ci loi pour matérialisation maanaam jëfee li nga xamante ni ay accords yu mu signé woon ak ñi nga xam ne ñooy syndicat d'enseignants yi rawatina nag ñi nga xamante ñoo nekk ci wàllum njàngale mi ndax accords yooyu ñu nga daté depuis 2014 ba léegi signé guñ ko te loolu bokk na ci loo xamante ni tey jii
moo lëmbee askan wi tey askanu Sénégal jot na sënkam ñu jot li nga xamante ni moom mooy njàng mu mucc ayib soxna Zeynab. dëgg la soxna Baxaw mi ngi def li nga xam ne mooy discours am est-ce que mën nañu dégg tur ci discours bi mën nga ñu ci wax ci lan lay discours. waaw dafa nekk au fond de la salle mais voilà dinañu déggee au fond fi mu toll nii. dafa xaw a sori moom mooy wax fi mu toll nii. d'accord kon dinañ ci ñëwaat incha allah. voilà ñu ngi lay jaajëfal léegi rek dinañ ko mën jot moom ñu am ko en direct mu mën a wax ci li nga xamante ni mooy seen revendication. d'accord. voilà ñu ngi lay masawu coono ci ngelaw li. solo ñoo ko bokk. waa kay nekkal ci jàmm. jërëjëf Mansour. jërëjëf maître. bu fekkoon tey yoon la rek yoon la ñuy topp ñëppay génn revendiquer liggéeykat yëppay jooy gisuñu seen bopp ci li ñuy liggéey te dañuy liggéey ba sonn. loolu yoon Oustaz Makhtar li ma koy laaj moom diine li ki na doon wax léegi bu ñuy xool nit waxuma sax sant nit liggéey àq bi nga xam ni ñaar ñi ko séq kay liggéey ak ka muy liggéey li njëkk rek mooy respecté ko teg ko place bi mu ko war a teg rek da ngay gis ne dafa manqué. loolu moom ñu bëri dañ koy jooy patron yi nañ ma baal nekk koo xam ne yàlla moo la jiital donte yàlla du jiital cuune. mais des fois ñoom ñu cuune ci seen biir liggéey. ndax duñu respecté sax ñi leen di liggéeyal jàpp ne yow kii yaa ko gën te pourtant ngëneel amu fa. fayoor yi ñëpp a ngi jooy fay bi dafay tuuti bala ñu laa fay nga daw ba sonn loolu moom doy na waar. loolu lan la ci yoon wax. Oustaz Zeynab xam nga kii maître Ndoye. maître waaw dafa wax léegi lu am solo. lu ñu war a bàyyi xel. pour dolli rek juste li ngay wax après moom ma bàyyi ko mu jël parole bi. xam nga dafa ne boo leen toogee waxtaan ba tënk. su ma comprendre li nga wax boo leen toogee waxtaan ba tënk. contrat boobu dañoo jàpp ne c'est un contrat tant que xaatimuñu ba ne fii la yem. dañoo jàpp ne luy wëy la. ba jour bu ñu toogaatee waxtaan. mais loolu contraire li am la nag. bu ma comprendre bu baax wax nga lu mel noonu. parce que bi mu lay laaj waxu contrat bu ñu waxtaanee ba tënk. su ma déggee bu baax li nga wax ci li ma jàpp ñaari ne bu ñu toogee waxtaan. ba jiboo contrat boobu tant que utaluñ ko fu mu yem. tant que binduñu utal ko fu mu yem. contrat boobu dañu jàpp ne day wéy. donc loolu mooy delloo si kaddu. kaddu dafa ànd ak yërmande nit bu xësee ba génnee wax ci gémminam parce que man li may gën a gis ñi gën a souffrir ci loolu. mooy jànq yi liggéey ci kër yi. te lu doy waar la. ndax boo leen ñëwee di waxtaan mu ne ma dafa bëgg liggéey waxtaan ngeen di def kenn du bind. waaw. te kaddu boobu ngeen di waxante dafa am solo. mooy da ngeen di toog sa moromu nawle la toog mu war la liggéey jàppale la ci biir kër gi. ngeen waxante ay waxu tegg ne wante li ñuy gis bés bu nekk ñàkk respecté kàddu la. te foo mënta gis Sénégal da nga koy gis mais bu nga xam ne dem na ba législateur bi nga xam ne moom xam na ne kàddu dafa am solo ci nit. moom nee na tànk tënkuñu ba bind ne affaire bi fii la war a yem. donc wax ji ngeen waxante wax ju rafet ji ngeen waxante bi ngeen di commencé liggéey da ngeen ko war a wéyal. ndax seen ay nawle ngeen koy séqal. donc loolu rek laa bëggoon mu gën a. pour maître ñëwaat ci loolu. waaw loolu lu mu wax nii am na solo. parce que sànq wax naa ne c'est des contrats durée indéterminée. boobu même soñu ko tënkul si ay bind. dañuy considérer que. boobu c'est automatique contrat durée indéterminée. c'est valable. c'est valable c'est la loi qui le prévoit wante dama wax toujours pour intérêt. ou sécurité travailleur bi liggéeykat bi. dafa war a laaj ñu jox ko contrat. loolu la moo tax man la li am contraire bi la. tey man yow boo ñëwee bu ñu waxee ak yow kese respecté wuñ la tant que defuñu ko ci këyit. nga am bulletin de salaire di fayee ko normalement pour man sax yow nekkoo ci lu légal. ñoom noonu lañ koy gisee et pourtant li nga wax nii nee nga yoon la mais doxaluñu noonu ñoom. amoo këy boo feebaree kenn du la faj jëluñu la en charge. yow kon yow da nga faa figurer rek. waaw lu ci bëri comme ni nga ko waxee. suñu la joxul bind maanaam contrat bu ñu bind jox la ko. lu ci bëri dañu la teg fu ñu la war a teg. loolu moom man tamit xam naa si ñoo xamante ne jot nañu nekk situation yu mel noonu ba ñu woo ma expliquer ma seen jàngoro seen jafe-jafe. ma teg leen si yoon pour ñu mën a am seen ak yelleef. wante yoon dafa wax ni am na yeneen contrat yoo xamante ne
ala kuli aleen yooyu dañu ko war a bind c'est suñu ko bindul automatiquement dañu koy considérer comme contrat yooyu CDI la maanaam contrat à durée déterminée yoon dafa wax ne boobu dañ ko war a bind am na tamit lu ñu naan contrat d'apprentissage c'est pareil am na également contrat de tâcheronnat am na ay contrat maître ndax mën nga ñu ko firil ci wolof non xam nga des fois du yomb ñu fu mu kaa firi si wala wante contrat à durée terminée mooy contrat boo xamante ne dafa am fu mu yem dafa am fu mu yem am na contrat d'apprentissage mooy contrat boo xamante ne da ngay jël kenn pour nga jàngal ko métier waaw parce que leer na waaw leer na am na également contrat boo xamante ne nit ki soo ko jëlee di ko liggéeyloo wante pour mu liggéeyal la il faut mu jógee fu mu dëkk dem dëkki feneen par exemple nee nañu les contrats qui nécessitent l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle maanaam tey jii nga dëkk Dakar ñu ne waaw contrat bu mu lay signé wax da ngay dem daal di ko exécuter ay Thiès wala ay Saint-Louis wala Ziguinchor xam nga foofu mënoo xëy di ñëwaat mënu nekk soo fa demee fu nga wut fi dëkkuwaay bu bees ne loolu su amee automatiquement contrat boobu dañ ko waree bind article L33 donc du code du travail maanaam affectation fu mu amee rek dañ ko war a bind non xam nga affectation bokkul ak contrat bu bees affectation ki nekk Dakar nga jël ko yóbbu ko Thiès affecté woo ko foofu non c'est-à-dire par exemple tey ma signé le contrat mu nekk contrat bu bees mais wante contrat bi da nga koy exécuter fële liggéey bi affectation déjà yow dañ la recruter bu yàgg nga nekk si biir entreprise dem ba ci biir am na lu ñu naan gestion des carrières d'accord mobilité géographique mooy lan tey ñu affecté la si beneen région wala si beneen département boo xamante ne bokkul ak par exemple direction générale bi fu mu nekk donc loolu su amee dañu naan mobilité géographique la loolu bokk na si liggéey bi c'est normal léegi conditions yi ngay demee ay logement bi yooyu yëpp patron bi moo ko waree gérer donc loolu mu nekk loo xamante ne lu am solo lu ñu waree préciser am na tamit lu ñu naan contrat d'engagement à l'essai d'engagement à l'essai dañuy engagé wu pour essayer waaw est-ce que pour tester la daal xool ba xam est-ce que suñu collaboration dina continuer wala du continuer d'accord parce que loolu nee na employeur bi moment la boo xamante ne pour mu mën a natt compétence liggéeykat bi également mu mën a natt également employeur am si wàllum condition de vie si wàllu condition de travail également ak payoor bi d'accord donc nee na période boobu su dee contrat d'engagement laissé boobu su amee automatiquement la loi dafa wax ni boobu dañ ko war a bind te diggante boobu nee nañ waru weesu juróom-benn at di moins juróom-benn weer le contrat d'engagement laissé on dit maximum c'est 6 mois mu nekk période boo xamante ne bu mot sëkk pour ñu mën a apprécier est-ce que mën nañu continuer ci liggéey bi wala mën nañu n'est-ce pas tàggatu donc loolu mu nekk loo xamante ne am na yoo xamante ne si wàllum liggéey dama gis am ñoo xamante ne dañuy am yooyu contrat mu dem ba 6 mois ñu daal di ko renouveler waat 6 mois encore waaw man gis naa ñoo xamante ne dañ ma woo di ma expliquer yooyu ma ne loolu c'est une violation de la loi parce que loi dafa wax ne waru weesu juróom-benn weer te duñ la fay non si le contrat d'engagement laissé c'est considéré comme contrat bu normal suñu la jëlee yow en tant que cadre maanaam cadre mooy ko xamante dafa am bac plus 5 waaw léegi suñu la jëlee si boobu diplôme dañu la war a fay salaire cadre loolu la lu waa wax suñu la jëlee comme agent de maîtrise mooy ku am bac plus 3 si wàllu formation boobu tamit dañ ko war a fay salaire agent de maîtrise donc diggante boobu noonu 6 mois yooyu parce que employeur yi mën na wax ni waaw dama la signé contrat boo xamante ne maxi boo xamante day dem ba ñetti weer su yeggee foofu su ko neexee tamit mën na ko renouveler encore bu dem ba 6 mois wante yoon dafa wax ne 6 mois yooyu noonu foofu la yem amoo droit di yokkaat
te su weesoo benn fan. si 6 mois yi. automatiquement contrat durée indéterminée la. c'est automatique. d'accord léegi salaire kiy fay fan la commencé ban date ak fan la yem. sànq jot naa wax affaire SMIC. salaire minimum interprofessionnel garant mooy salaire boo xamante ne moo gën a néew. waxuma sax som bi. wax loolu de weer bu deewee. merciam loolu lay bañ a dégg ay 30 nangam lay bañ a dégg ci salaire. waaw mais loolu tamit ci xorom loolu tamit bëggoon naa ci gën a indi firnde. parce que comme ni ma ko waxee ne 36 243. c'est le montant. loolu 96 la nga waxoon 96 la woon. waaw et le taux c'était 209,10 francs par heure de travail. moom la loi bi prévoir. wante nee nañu boobu montant. taux boobu mën nañu ko améliorer par convention collective. parce que wax naa ni sànq chaque secteur d'activité am na bu ñu naan convention collective. par exemple décret bi mën na wax li convention collective na waaw ñun suñu secteur pour nga commencer donc sa salaire mu ngi commencer 50 000 yaakaar naa doo bàyyi 50 000 di jël ay 36 000. donc loolu la ñu naan. principe de faveur. étudiants ñu may jàngal xam nañu. bu baax la mooy principe de faveur tey gi soo amee par exemple situation boo am. mu am ñaari règles yoo xamante ne ñooy indi solution. si même situation bi. su dee règles yu gën a néew doole inférieur ñoo gën a prévoir solution bu gën a favorable travailleur bi automatiquement moom la ñu jël daal di bàyyi beneen bi yoo xamante ne ñoo gën a am doole. donc loolu la ñu naan principe de faveur. donc salaire bi nee nañu concernant paiement bi. paiement bi chaque convention collective ñoom ñooy prévoir. donc date de paiement am na yoo xamante ne dañ koy fay même avant fin du mois. ay le 27. oui ay le 27 et le 30 ça dépend. am yoo xamante ne mën nañu dem le 1er. ay le 2 ainsi de suite. wante warul weesu ay maximum le 3 warul weesu loolu. mais soo gisee par exemple tey jii ay liggéeykat. di jooy ndax seen patron jot leen fay. ñu dem ba ay le 10 ay le 15 loolu yaakaar naa violation des droits de l'homme au travail. bu baax a baax. waa léegi bu toogee ay weer nag moom. mais yoon tamit may na. travailleur bi. fu muy joytu. inspection du travail ak tribunal du travail. ba tax na tey jii soo amee loolu métti. nga xam ne kii mu ngi jalgati yoon. say droit mu ngi koy piétiner. yoon nee na la mën nga dem dans un premier temps inspection du travail. boo amul benn këyit nag boo présenté. moo tax man pour man këyit bi c'est pas sûr ñàkk ko waaw. si wàllum salaire. yoon dafa wax ne tey jii soo amul par exemple bulletin de salaire sànq wax naa ni par exemple CDI. mën nañu bañ a bind. wante bulletin de salaire article 116. du code du travail dafa wax ne. patron bi si di fay ñu koy liggéeyal. dafa leen war a jox bulletin de salaire. c'est obligatoire. liquidité nga ñëw jox la montant rek nga dem sa yoon c'est pas normal. et j'ai vu ñoo xamante ne présentement loolu la ñuy dund. laaj naa am na un jour sama benn étudiant mu ne ma am na fu mu ma ne ko est-ce que ñu ngi lay jox bulletin de salaire mu ne ma déedéet dañ koy jox seulement liquidité ma ne il faut demander. yow ton supérieur hiérarchique direct pas le directeur des ressources humaines wala général. yow clocher fait directement waxtaan ak moom si loolu. ma ne wax ko ni ñu ngi may fay wante joxuñu ma bulletin de salaire. amul benn kayit. amul benn kayit moo taxoon état bi waxoon ne léegi ñi fayeeku ñëpp dañuy dem banque. non xam nga si wàllu banque loolu tamit dafa am yoon mu ma ci wax. nee nañu soo amee salaire boo xamante ne. dina egg ëpp 100 000. automatiquement il faut lu ñu naan domiciliation de salaire. nga tëjee compte banque boo xamante ne. tey jii suñu lay fay sa patron day virer salaire foofu ngay fayeeku. waaw loolu moo tax ñu def loo. mais ça n'a rien à voir ak joxe kayit. joxe kayit moom. am na ñu naan direction des ressources humaines parce que dans l'entreprise am na dafa bëri façon direction yu fa nekk ñoom ñoo ŋànk entreprise bi. mais direction des ressources humaines boo xamante ne direction bu am solo la. ñoom ngay gérer ñooy gérer mooy ñoom. ay bulletins de salaire yeeg yooyu. waaw salaire yi dañu koy. dafa mettre fii am na kayit yoo xam ne soo koy lijjanti dañ lay laaj bulletin de salaire. waaw bulletin de salaire moo tax ma ne même tey suñu la defalee virement. nit dina liggéey ay at am bulletin de salaire. dañ la waree jox même su dee virement bancaire dafa am. ñiy gérer ressources humaines yi le service rémunération daf la waree jox liggéeykat bu nekk sa bulletin de salaire. même si sa salaire dem na fële sa bulletin de salaire c'est un droit dañ la ko war a jox. moo tax ma ne boobu droit la. pour kii liggéey obligation la pour patron bi. d'accord loolu leer na.
kon maître képp kuy liggéey rek war nga am këyit boo xam ne moom ngay fayee ko. c'est obligatoire. moom lay wax ni. waaw waaye léegi lan ma wutee stage bi. ak contrat bi lu ma jaax. lu seen différence. stage contrat ñu leen naan stage la am ñu naan contrat la am lan ma leen wutee. xam nga des fois terme yi ñuy wutee wante léegi jamono ñu toll nii tey jii contrat de stage contrat la comme yeneen contrat yi la. stage bi. stage on dit contrat de stage. mais lan moo tax ñu ne contrat de stage lu ko indi la loi l'article L76 bis de la loi 1997 dafa wax ne stagiaire. dañu ko jël ci entreprise pour que entreprise bi mu permettre que mu am expérience professionnelle. c'est pour permettre aux stagiaires la capitalisation de l'expérience. mën a am expérience boo xamante ba ëllëgee su fa jógee. feneen fu mu mënta dem suñu ko wooyee pour liggéey déjà am na expérience bi et finalement mën a intégrer lu ñu naan donc le milieu professionnel donc c'est pour faciliter l'insertion des jeunes. diplômés donc loolu moo tax ñu wax contrat de stage. wante tey jii comme mu ko waxee contrat de stage. contrat la comme yeneen yi parce que di nga am payoor di nga am également lu ñu naan congé su dee sa contrat bi mën na dem ba 1 an. waaw te contrat mën na dem ba 2 ans. loolu moom leer na dama ko bëgg a laaj leen. ci affaire per diem yi comme damay gis liggéeykat yi ñu ne. affaire per diem. waaw per diem yi waaw booy liggéey di génn tey. waaw ñu dañ la war a jox per diem balaa ngay génne mooy koy dégg nag rek man. xam nga man su dee da nga pare. man damay liggéey su may génn man sama per diem. waaw damay laaj comme booy voyager ak yooyu. waaw booy per diem la plupart am nañ ci direction des ressources humaines y a le service formation. bu fa nekk. boo xamante ne moom mooy xool naka la ñuy. nafa gi ngay bàyyi ci kër gi balaa ngay génn. la plupart su amee lu ñu naan séminaire. dañuy jox liggéeykat yi suñuy ñibbi. kenn ku nekk dañu koy jox enveloppe. donc loolu si wàllu transport la bokk. motivation également. bokkul ak salaire bi dara. ça n'a rien à voir avec bokkul dara ak salaire bi. day leer rek dañ ma yóbbu day. maa xam li ngay laaj leer de dëgg la kay. dëgg la kay Ousama Tall. maître bi macha allah li ngay wax yëpp leer na. est-ce que am nga loo ko war a laaj ba pare wala. waaw leer na moom macha allah. leer na léegi Ousama Tall man li ma jàpp mooy tey man ak yow dañoo ñëw seq liggéey. est-ce que yoon la ñu wax noonu sans bañ a bind. man loolu mooy sama problème. waaw lu ci nekk rek du wax la façon wax la bind wax la. waxi wax la waaye bind mooy wax ji gën a dëgër. alxuraan mi ngi naan yaa ayyuhal lazina aamanu idaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalin musamman faktubuuhu. su ngeen lebalantee bor boo xam ne dafa am àpp. bu mu am na ngeen ko bind. kon yàlla saxal na bind foofu noonu le am na loo xam ne nag da ngay wax. charia tout le temps kàddu lay gën a bàyyiloo xel nit. bi muy wax ne màndargam naa fekk. ñett la bi muy cité ñett yi wax na koo xam ne ida waada axlafa su diggee du ko def digge nag mën na nekk ci kàddu mën na nekk ci bind loolu màndargam naa fekk la waaye bu may terminer fi ma tolloon maa ngi doore woon ci importance su liggéey balaa àq yi solo si mu am moo tax ma dooree ci yenent yi ba ci yenent bi wane ne sàmm na moom sallallahu alayhi wa sallam commerce na tamit ci commerce am la xamanteeg Sayyidatuna Khadija waaye yemul ci moom rek mu def ko waaye dafa ñaaxaate ci ut métier ak liggéey wax na ci xadis bu wér ne kenn ci yéen gàddu buumam dem ca àll ba ca xeer ya mu taxan sayu matam dem jaay ko lekk ci saraxe ci moo gën mu tàllal loxoom naan may leen ma moo xam jox nañ ko wala joxuñu ko tuur sa ñaq liggéey tamit solo si mu am moo tax bis mu toog ak saxaaba yi am ponkal mu romb ak kàttanam saxaaba yi naan kii de aka neexoon dooleem ji nii mu ñëw jihaate ko ci yoonu yàlla yonent bi ne leen su fekkee ne dafa dem pour liggéey lu mu dundalee njabootam mi ngi ci yoonu yàlla su fekkee dafa dem pour liggéey lu mu dundalee ay waajuram mi ngi ci yoonu yàlla waaye buy dox nii ak dooleem nag ngir ngandlu mi ngi ci yoonu seytaane am na ci bàkkaar yi tamit bàkkaar boo xam ne nii liggéey rek moom mooy tax yàlla évancel la ko léegi nag liggéeykat boobu ñu ñaax ci liggéey muy borom pas-pas xam ne li mu gëm ci biir li mu gëm
niñ ko diggalee julli woor saraxe nangam lañ ko diggalee liggéey noonu tamit la ñu bàyyee xel borom ngëm-ngëm bi nga xam ni mooy santaane liggéey bi moom it li ko war ci ki muy liggéey xam nga sunu borom mi ngi wax ne wala tabxasu naasa asyaahum bu leen xomp ki ngeen di liggéeyloo bu leen xomp droit am ay àqam da mooy xomp mooy fel mooy xañ ko rek ay droit xañ koy droit mooy lii nga waxanteeg moom weer wu dee balaa la 5 wala balaa la 10 ma fay la mu lay liggéeyal tardewul rawatina liggéey bu mel ne liggéeyub Dakar amee da ngay xëy jël kaar yi di paas ba yegg si sa entreprise da nga gis koo xam ne day leb xaalis ngir ñëw di liggéey si te bu weer dee du am lu mu fayee ka mu leboon te muy liggéeyal moom mu ngi koy defal la ko war ci liggéey ba kookoo ngay gañe ay millions yu bari bis bu nekk mu changé oto bis bu nekk mu yokk étage am bis bu nekk mu ubbi bërëb bu bees bis bu nekk mu taxawal entreprise am bu bees waaye liggéeykat yi mën nañoo toog ay weer duñu fayee ko wala tabxasu naasa asyaahum liggéeykat bi xëy si di ñëw di la liggéeyal loolu mooy devoir am mais droit am mooy bu weer wi dee nga fay ko koo xam ne bu ñëwee di liggéey si joxoo ko ndékki liggéeykat boo xam ne bu añ jotee jox ko añ amoo restaurant ci biir entreprise ba bu ñuy dem di lekk imaginel kuy paas ñëw di añal boppam di paas ñibbi war a reeral boppam léeg-léeg mu boole ci ami doomam yu koy xaar ci seenum njàng ak seen col ak seen faj léeg-léeg am ci koo xam ne ma nga ak soxnaam su am ay soxlaam yoo xam ne ci moom la ko wéer waaw kooku bu ñëwee nga jël ko mu lay liggéeyal xam nañ nga ne amuma wala amaguma waaye heure bu ñu xëyee gis nga changé oto bu bees heure bu ñu xëyee gis nga yor waaw heure bu ñu xëyee gis la nga yor loo xam ni ku dikk dañuy kenn dikkagul waaw li ngay wax am na solo dañuy joyanti tuuti rek benn kii ci kii bi incha allah. d'accord après ñu ñëwaat ci yow. li ngay wax dafa am solo Oustaz Makhtar muy ne kii liggéey dafa am àq. ki koy liggéeyloo ñoom ñaar ku ci nekk am nga lu la war ci sa morom. te man dama jàpp ni des fois gis nga ñiy liggéeyloo li ki na doon wax dañuy fàtte ni ëllëg yowmal xiyaam dañ leen koy laaj. kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yonent bi def ni kenn ku nekk sàmm nga te sàmm bu nekk dinañ ko laaj li mu doon sàmm. moo tax kenn du Omar ibnul Xataab ci fonk liggéeykat ak sax ci ni mu jiitee woon li nga xam ne moom mooy réew pour wax la ni rek nit day fonk ki nga xam ne kooku am na loolu yow li tax sa entreprise di dox ci nit ñi la bàyyi ko man tey sama daara jee bu ma ko ubbi woon te aw ma kenn ku fa jàngale day am problème du dem mais ñun moo tax diine dara du moom diine rek ngay gis tey yow da ngay jël ustaas bi dëkkal ko sa kër yaa koy jox ndékki yaa koy jox añ yaa koy jox reer te bu weer bi dee da nga koy fay te ñun suñuy stage 3 mois boo ñëwee daal 3 mois dañ la def testé te terewul dañ lay fay chaque fin du mois bu passé nag ñu soog laa fay salaire bi nga xam ne moom lañ lay fay ndax test la xool ndax alxuraan bi set na est-ce que nekk nga mu rabbi ndax xale yi li ñu soxla di nga leen ko jox ci ay exemple ci nekk koo xam ne seen royukaay nga ndax ki lay jàngal dafay njëkk a nekk sa modèle kon pour wax la rek ne la nit daal dafa war a bàyyi xel moroomu nitam ak yelleef bi nga xam ne dañu gis ne dafa manqué ci liggéeykat yi oustaz dina ci ñëwaat ñaax leen ñaax patron yi di fay normal li gën a métti nag mooy di liggéeyal nit muy suqali ko yow mi koy liggéeyal suqali ko woo avion bu wàcc na dugg beneen chaque jour yaa ngi ci avion yi xam nga sax am nga droit yow di tukki mais yow ki nga séqal moom tamit la suqali ko nag jox ko li mu moom waaw moo tax sax wax affaire salaire décent mooy salaire boo xamante dina mën a permettre yow sa bëgg-bëgg nga mën ka am nu mu waree donc loolu lu am solo la donc yaakaar naa tey jii si wàllum salaire sànq jot naa ko expliquer sànq merciama si wàllum bulletin de salaire bi loolu noonu la fa tëddee ba tax nag saa su ne patron yi ñu ngi jalgati yoon te man tamit foofu damay attirer attention état bi parce que yaakaar naa si wàllu protection sociale ren ñu wax affaire année 2018 année sociale loolu vraiment bëgg naa mu jógee ci slogan mu jógee ci théorie dem ba pratique donc pratique mooy
lépp loo xamante ne revendication la employeurs yi ak état yi ñu gën a xaar seen tànk tibo yi ba bëgg satisfaire salarié yi ñu mu leen satisfaire nu mu waree donc loolu wax dëgg moom ñu ngi koy xaar si suñu état bi ak employeurs yi ñoom seen état bi amuñu suivi ci liggéeykat yi ñoom moo tax sànq jot naa expliquer mooy kii bi inspection du travail bi parce que dafa nekk kuréel boo xamante ni si biir ay inspecteurs ñoo fa nekk te ñoom seen xam-xam dafa màcc si wàllum ak yelleef doomu aadama si wàllum liggéey mooy travail donc tey gi si wàllum contrôler application droit du travail ñoom loolu mooy seen rôle yoon dafa leen mooy pouvoir boo xamante ne mën nañu déplacer wu ñëw directement si biir entreprise sans ñu tàggu la suñu ñëwee ñu laaj la par exemple ay contrats yi ñu dem également liggéeykat yi fu ñu nekk surtout su nekkee si ay atelier ñu dem xool est-ce que anam bi ñuy liggéey foofu est-ce que tegu na si yoon si wàllum ay casque si wàllum ay gants ou chaussures de sécurité yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne inspecteurs yi c'est normal lu ñu naan visite inopinée ñu daal di teew ñu def seen liggéey wante yaakaar naa corps boobu amu na fee temps dañu doon joytu parce que état bi jox leen ay jumtukaay donne l'exemple de l'inspection du travail de Dakar mooy inspection boo xamante ne parce que inspection nee nañu région boo dem am na fa inspection du travail bu fa nekk te inspection bi nag moom moo yilif nit dina liggéey ba retraité yu fa nekk koo xam ne mooy inspecté entreprise bi donc je dis inspection bi moom moo yilif bépp entreprise bu nekk ci région boobu noonu Dakar gis nañu ni soo xoolee économiquement entreprise yi fii la gën a bëri par exemple une inspection boo xamante ne ay benn oto la am wala ñaari oto pour des milliers d'entreprises loolu liggéey bu mënu nekk donc yaakaar naa état bi war na gën a bàyyi xel inspecteurs yi jox leen jumtukaay yoo xamante ne dinañ mën a déplacer wu ci terrain bi def seen liggéey nu mu waree parce que loolu su amul yaakaar naa corruption bi da leen di yomb moo taxit doy na waar doy na waar Ousama Tar merci maître fi nga toll woon ci patron yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey xam nga tey dafa am benn réalité bu ñuy dund tey man damay nekk fii di fi liggéey doomu mère Thiama daal di jàng naka la ñuy filmer soxla man xam na ma mu jaar ci man pour ma war ko boole ak Sidi Diagne mu ñëw boole nañ leen amul wax amul bind amul dara mun na fi def 6 mois kenn du ko fay mun na fi def ba 1 an kenn du ko fay est-ce que àq yooyu dina jikk bërëbu liggéeyukaay ba ci boppam pour seen économique mën a dox déedéet yàlla lu mu tere rek boo ko defee bàkkaar la te bàkkaar dafay gàllankoor nit ci dundam àdduna ak alaaxira boo gisee yàlla naan bu ngeen jéggaloo seeni bàkkaar wërsëg yomb leen njaboot yomb leen kon day wane ne ci biir loolu muy wax ne dana tax loolu yomb la da nga koy ñàkk kon ci kaw am bàkkaar mooy wërsëg bari na entreprise bu daanu àq ko daane bari na ku amoon wërsëg wu dul jeex mais tàngal xolu ña ko dimbale ba wërsëg wa yegg fa mu yegg moo tax mu xëy ñàkk ko ndax nag jàppalante la ñu wax dafa am loo xam ne ni yow moom nga am koo xam ne moom lii moom la man li nga am ki man ñëw di la jàppale ci li nga am yow it nga koy dimbale ci li nga am ci kaw moom li mu man jàppalante la ki yor liggéeyukaayam moo xam boutique ba la magasin ba la entreprise ba la usine ba la lu mu ci manti doon kii liggéey ci kër kii liggéey ci kër bi nga jël mu lay nekkal ci sa tool kumu ci jànq bi ci biir kër gee kumu lam lay defal tële nga ko wallaay mënaloo ko sa bopp dëgg la kooku moo ko man dëgg la tey bu fekkee ne da nga ubbi sa benn rajo yow ubbi rajo nga man am nga sa xaalis waaye mënoo def journal mënoo toog defi émission mënoo technique bu dee télé la mënoo filmer am na ñu ko man ñoom ñoo la koy defal léegi nag ñooñu di la defal loolu moo tax yow ñu lay tudd ñooñu tamit fexeel bañ gis sa seen bopp te expérience boobu ku ko xool mboolem bërëbu liggéeykaay boo xam ne ña fay liggéeyee jàmbatuñu dara borom jàmm lay am yokkute lay am bis bu nekk mooy jëm ca kanam ña gën a diis lay salaire gën a toppatoo seeni liggéeykat loolu mooy tax ka nga xam ne jàngoon na dara loo xam ne sax mosula xalaat ne dana ko mos a
appliqué ci liggéey mais seral gu ñu seral xolam tax na muy def ba def loo xam ne nii warul ko woon ci biir liggéeyam dëgg la mais am na comme naan lay wal sama salaire rek lay liggéeyee sama salaire daan na lew waaye liggéeyul ak foi liggéeyul ak xol bu set dëgg la Ousama Ta xaar ñu jël Lamine dafee Lamine salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay ziar Lamine ñu ngi lay delloo ziar bu baax bismillah waaleykum alhamdulilah ñu ngi rafetlu seen émission bu baax a baax. jërëjëf rafetlu nañ sa woote. waaw ñu ngi koy seetaan chaque jour. dëgg la kay. seen waxtaan bi rafet na Oustaz kay moom. daa ndeysaan dem na Oustaz yàlla doon wax Oustaz Matar. comme ngir daaneel foofu noonu. liggéeykat bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla dañ koy gis Sénégal muy réalité bu ñuy dund. yow heure bu nekk ak yëre ya ngay sol. semaine bu nekk ak oto ba ngay dawal. semaine bu nekk ak hôtel ba ngay tëddi semaine bu nekk yaa ngi fër ci jaww ji. mais yow sa liggéeykat yi mënuñoo am benn 300 francs bu nu paasee ñëw liggéey si. te dara taxul lu dul ne rek fayoo leen. arrière yu dul jeex arrière yi nag ku ko bàyyiwul arrière rek ngay mujj def yow borom entreprise bi. ku bàyyiwul ay arrière yi salaire da ngay arrière rek doo jëm kanam mukk. dëgg la. doo jëm kanam. dëgg la yeneen bi dane fa aati kulla di xaqin xaqahu képp kuy borom àq jox ko àqam. la yeneen bi wax. yàlla ne am na ñu may xulool mu tudd ñett. ca ka mujj ca ña muy xulool yomal xiyaam mooy ku liggéeyloo nit mu liggéeyal la lam la war a liggéeyal ba liggéey ba jeex. te joxoo ko àqam. yàlla dana xuloog yow ëllëg yomal xiyaam. xam nga ñun ñu bari dañoo bëgg sax sénégalais yi. maa ngi xëy dem ñu gis ma may cakas yi yor sama ski maa ngi xëy di wàcc pour ñoom rek am nga liggéey turu am naa liggéey rek bañ a toog ci kër gi. moo tax ñu bëri di gàddu seeni saak dem di liggéey cakas gi rek. ak sagal sa bopp. donte dañ lay may sax ñu may la nga dem liggéey nañ la may nga dem liggéey. waaw ñu jël Sidi Gassama Sidi asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam soxna si. ñu ngi lay ziar Sidi Gassama. ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. Gassama bismillah. waaw di wax ni daal soxna si. ñun de dañ leen ñaanal yàlla dafa leen gudd fan. amiin ñu bokk. ndax plateau boobu. nekk na plateau boo xamante ni riche na ci xam-xam. alhamdulilah ndax tey boole nga koo xamante ni dafay yëngu ci wàllu yoon. boole oustaz boo xamante ni li ñuy wax. lu waxam waxu yàlla la. Oustaz Matar. te société pour mu dox. faaw fi mu toll borom xam-xam seen xam-xam sell di maanaam contribuer askan wi di mën a comprendre. dëgg la. parce que bari na ñoo xamante ni seen àq ak seen yelleef dañoo xamul fu ñuy teg seen tànk. wallaay ndeysaan. Sénégal nag li ko tàddeel. mooy tey dafa am ñenn rek ñoo xamante ni ñoo bëgg a dundal réew mi. ci ëpp di loru te amuñu kenn ku leen défendre. wallaay. parce que maître wax na ko sànq. wax na ni fi mu toll nii tey inspecteur du travail yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi. suñu defoon seen rôle liggéeykat yi fi mu toll nii amaana seen àq ak seen yelleef dinañ ko mën a fi mu toll nii jël ba gis seen bopp ci li nga xamante ni mooy réew mi. plateau yi nag Sénégal soxla. dëgg la. parce que yéen seen télé bi télé la boo xamante ni vraiment référence la ndax saa su ne yéen a ngi indi loo xamante ni askan bi ñoom ñoo ciy gis seen bopp. kon man damay interpellé ñi nga xamante ni ñoo nekk ci média yi. maam ñu indi produit yoo xamante ni askan wi nekk ci suuf dañ mën a gis seen bopp te ñu ci kaw yërëm ci suuf. dëgg la. loolu mooy tax am réew mën a dox parce que tubaab bi fi mu toll nii seen réew yi lu tax mu développé. mooy dañuy jox àq ak yelleef képp koo xamante ni ñoom lay liggéeyloo. dëgg la. mais fii exploitation moo fi bari. man rek nawet dund ñu ci topp dee loolu moom mënut a doxal am réew daal ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant ñaari soxna yooyu ci plateau bi. waaw Thiam ak Kiné. waaw jërëjëf kontaan nañu bu baax ci yéen. merci jërëjëf. Fatou Gassama jërëjëf Sidi. merci ñu koy jaajëf pour rebondir juste ci li mu wax. ak yelleef. waaw ci li ma jàpp ci yërmande la commencé. ndax dama seetlu. ne nit ñi en fait suñuy jëflanteeg nit ñi duñ leen jàppee ni seen bopp. gis nga boo bëggee looy def nga seet ci boo ci seete sa bopp looy waaj a def nit. taxawal une seconde rek nga delloo ko si ko sa bopp. dëgg la. looy waaj a xalaata jëflanteeg nit. yow jàppal ne lu baax ñëpp ko xam. lu baax ñëpp ko bëgg nit ñi suñuy yeewoo ba ñuy tëdd. amul kenn ku ci xeebal boppam soxlaam. dëgg la. donc boo jiitalee ne. nit ki yow li nga bëggal sa bopp loolu nga leen bëggal. xam nga yàlla moom yemalewul kenn ndax àddina bi mu sosoo ba léegi kenn tolloowul. mais nag bu fekkee ne yow looy jëflante ak doomu aadama da nga jiital yërmande boobu nga xamante ne yow da nga bëgg yow boo nekkee seen situation ñu yërëm la. parce que ku nekk nag dina am jour boo xamante ne dinañ la yërëm. parce que fii kenn amu fi xam-xam boo xamante ne.
war nga jàpp ne war nga mën a noot ñeneen ñi parce que fii ku mën yàllaa la mënal ku xam moo la xamal ku mu jox moom moo la bëgg a jox donc nag boo jiitalee loolu boo jëflanteeg nit ñi yërmande boobu rek ngay jiital boo jiitalee yërmande bi rek pour rejoindre li mu doon wax day yomb dëgg la Samata pour nga daaneel après ñu ñëwaat ci Thiam ak maire pour rek merci Adja Kiné loolu am solo la yërmande ak it ku ne nga xoolee ko sa bopp yonent bi xam nga wax na ne kenn ci yéen du gëm yàlla sallallahu alayhi wa sallam lu dul li nga bëggal sa bopp da nga ko bëggal sa morom dafa am suñ benn wóllëre boo xam ne dane moom du dàq benn liggéeykat ndax dafa jaar ci liggéey mu méttee woon ci moom mu xam liggéeykat bi nga xam ne mi ngi xuslu li muy daj ba tax na lu mu mënti doon rek dana ko négocier donte du fésal ne du dàq kenn ndax dana leen yaafusloo ñenn ñi waaye ci xolam loolu la jàpp ne waru la dàq kenn ndax dafa xam ñi ñëw ci moom di liggéey si moom dafa jaar foofu moom yor soxna nekk ndaw ngénte jot amul lu mu ngénte mu métti woon lool ci côtéem ba xëy am lu ko yàlla dénk tey pour firndeel rek loolu nga wax waaye daal dañu xam ni ku bëgg yàlla defal la barke ci sa liggéey fexeel bay seral xolu say liggéeykat ndax ci sa biir liggéeykat yi kat léeg-léeg wali yu bokk ca de gaañaa ngi ci biir gaañi waaw gaañaa ngi ci biir gaañi àq du jot waaye day dal am na koo xam ne nii liggéey ba muy liggéey si ci yow yow sa yokkute la boo seralee xolam boo seralee xolam sa yokkute la ci biir ñi nga xam ne ñoo lay liggéeyal waaye am na koo xam ne bis boo tàngalee xolam tooñ ko te dañ lay tàppaas ki nga xam ne puus nañ laa puus a puus ba nga sës ca miir ba xëy na da ngay dem inspection de travail xaw ma ñu naan pourquoi nga may yoole waaw xëy na dañuy jël ay sanctions mais boo ko poussé wuloon du la yoole boo bëggee bokk léeg-léeg nga gis benn société boo xam ne boo bëggee bokk ci syndicat bi sax dañ lay mere wala ñu xëy dàq la ñenn ñi loolu tax duñu ragal a yëngal ñu jël soxna Awa salaamaaleykum sama idole na ngeen sant yàlla bu baax si yaa ngi ci jàmm waaw sant nañ bu baax a baax waaw dama doon participer bi Awa ñu ngi lay dégg man affaire liggéey dama lay wax ni chaque décision pour Awa de sa réseau moo normalul réseau bi moo baaxul ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa di nga ñëwaat ñu joyanti tuuti réseau bi xam naa da nga am problème mu réseau merci Oustaz Matar maître daal ma Oustaz Matar ak olof nee na du yet wante dafay dal te nag xam nga lan moo gën a doy waar àq yi nga xam ne yow ki lay liggéey law dalay teg loo àttanul te yow boo defee lu tuuti mu sanctionné la wax ma la sanctionné la wax la loo xam ne sax du la neex et pourtant yow li mu warloo ak yow du ko def dëgg la loolu mooy xam nga dafa am nañu bindoo dama ko mos a wax ci benn émission ba pare patron bu jaarul yoon bu gisee ay employé am di dajaloo day tiit ndax xam na lu tax ñuy dajaloo bu yàggee ñu dal ci kawam xam nga damay wax ne dañuy dem Europe ak Amérique jamono yi ñu ngi doon wax ci wàllu santé mën na ñu jël fa blouse ya ak piqûre yi benn mbokk waa Dramé bàyyi fa jikko daa mel ni ñoo de Ousmane Dramé Ousmane waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw di dégg ci seen émission yi ngeen di def yëpp. rawatina bii nga xam ne ci mbiru liggéey lañ ko def. waaw di rafetlu vraiment waxtaanu. ustaas bi. Oustaz Makhtar ak Oustaz Makhtar. ak ñi fa toog ñooñu ñëpp. rawatina maître. waaw maître Ndoye Fall. ndax xam-xam gis nga soxna si. tubaab yi boo gisee. ñu takk si buum. suñu bakkan di ñuy fooye. depuis des siècles. ci ñaari tànk la ñuy doxee. am xam-xam noo liggéey. loolu yàlla ko yàlla def ci askan wi di am xam-xam nangoo liggéey dëgg la. waaw. le culte du savoir et du travail. ñaari tànk yooyu yàlla nañ koy doxee ñun ñëpp. amiin waay jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àqal na nag moom. nit ñi da nga koy fay. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral leen na nga fay nit. ngay liggéeyloo balaa ñu ñàkk xam di wow. waaw ba nga xam ne donc li ñu gën a sonal nag ci Sénégal mooy tàngaat. moo di jigéen tase ko fële te sakku xam nangu liggéey. ñu liggéey ñu faral seen àq. loolu it àlla sa xal. te jàmmal leen jàmmal ñun ñi ñëpp jaay amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam. kontaan nañu ñoo gën a kontaan jërëjëf waa kay ñu leen doog jàmm merci
jël bulusu médecin ak pikiiram bàyyi fa jikkoom waaw moom laay wax Sénégal moo ñu sonal mooy entreprise ngay copier France copier ko Amérique trop entreprise waaye la entreprise laaj doo ko def Zeynab yéen nga ne am na fi ñoo xam ne fi mu toll yi soxla wu ñuy borom yi diplôme yu kawe waaw ku leen mën a lijjantil xaalis rek lañ soxla moo tax boo demee mbocoroc yi ci xam-xam rek la ñuy jël ndax la ñële jàpp ne mën nañ ko ñoom jàpp nañ ne mën nañ ko ñu jël ñooñu duñ leen bindali contrat duñ leen fay salaire yu baax pour ñu leen di defal la ñu bëgg lan moo tax ñooñu duñu sëqër après li gën a métti ci lay daanele mooy borom doole yi xaritoo fa nga war a kalaamee ji xaritu borom entreprise bi la maandu léeg-léeg xaritu borom entreprise bi nga dem ci moom kalaame ne ko suñu entreprise ñëw ko da koy woo naan ko sa gars yaa ngi kalaam mu naan non booy gérer ko foofu d'accord am na kuy wootee Italie xaar ñu xool ko asalaamaaleykum waa ku baax sant nañ alhamdulilah alhamdulilah waaye ñu ngi leen di siyaare ñu ngi la koy nangul di la ziar ñun itam di ziar yàlla nañ allo mi wootee dafa sori. Oustaz Mohamed Oustaz Makhtar Sarr. waa Régie waa Régie jox leen ko numéro Oustaz Makhtar Sarr bu dee yor ngeen ko. jox leen ko waa kay ñu ngi nuyu waa Italie yëpp. jërëjëf merci. kon Oustaz mi ngi laaj sa numéro dinañ ko jox. incha allah léegi ñu ñëw ci maître. maître li xew. tey yow boo fekkoon da ngay wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite bërëbu liggéeyukaay yi. di leen wax nañ tegaat ci yoon yan charte nga leen di tegal ni moom mooy yoon kii liggéey tam nga wax ko ne ko moom tam nii la war a liggéeyee ndax ñoom ñaar ñoo ko bokk olof day wax ni ñu bokk teen ñooy laxasoo ay gocc mais après defe naa dind bi warul am difficile warul jafe kon ñoom ñaar ku ci nekk bu bàyyee moroomam xel li ñu bëgg mun nañ ko am mais surtout ñuy jël nit ñi ndax tey da nga gis koo xam ni situation bi ñu ko jëlee sax moom normalu ndaxte dafa ñàkk pexe xale bu góor bu jàng amul lu mu liggéey am na lu mu xam am na yëg na ni am na ko ubbi benn entreprise mën na fa gagne-pain même condition yu ñu ko tegal ak ndeysaan mën na ko jël xamul ak xamul yelle fam ndax ñàkk na pexe moom moo tax nan ngay wax façon patron yooyu nga xam ne dañuy exploiter nit ñi d'ailleurs foofu damay commencer par benn exemple boo xamante ne sama étudiant ma ko wax directement te étudiant ko master la def master 2 boo xamante ne niveau cadre la ne dañu ko mos a woo et c'est récent lu bees la pour affaire stage léegi bu mu demee ndaw si wax ko montant bi ñaata la mu wax 40 000 stage mu ne 40 000 ndaw si bu mu ko waxee automatiquement nee na dafa poser question ne ko xanaa 40 000 par semaine la waaw noonu la ko doon ne xanaa 40 000 par semaine la tellement en tant que niveau master nga jël le pour stage waaw nga ne waaw ay 40 000 fin du mois ba pare ndékk ci de sànq waxoon naa ni loi bi dafa wax da nga war a fay kii bi stagiaire bi wante jot ma préciser montant bi naka la war a demee la loi dit que montant bi dafa war a tolloo niveau poste bi nga occupé loolu loi bi wax tey gi soo nekkee stagiaire ñu jox la poste agent de maîtrise kenn lu wax jox ay salaire ay 50 000 de agent de maîtrise salaire am c'est entre 150 000 200 000 donc maximum 300 000 donc c'est un peu ça donc ce qui veut dire yow su dee poste boobu lañ la jox il faut ñu jox la au moins salaire bu am solo baal ñu jëlaat Lamine Daffé mooy ki rëccoon sànq Lamine salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si naa def sant yàlla alhamdulilah ñu ngi lay ziar bu baax a baax dëgg la ñu ngi lay ziar ñun tam bu baax ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax a baax ñun tam rafetlu nañ sa woote bu baax macha allah ñu ngi nuyu Oustaz bu baax a baax ci xam-xamam bu baax wallaay macha allah macha allah ñu ngi lay ziare ak sa invité yi yëpp dëgg la ñu ngi nuyoo suñu yaay boobu ci Mère Thiam Mère Thiam lekk la waaw problème bi Oustaz bi fu mu daanalee foofu la problème bi nekk kii entreprise yi boo amee problème ak ñoom nga dem clamé ji fekk na ñoom seen xarit yi ñu ngi toog foofu koo xam ne bu weer dee boo demee clamé foofu mu ne chaque weer nga jaar ci ñu jox la enveloppe boo demee clamé foofu doo ci am dara waaw
da ngay sonn rek. fi mu la waxee foofu la rek foofu mooy problème parce que am nañ état bi ñu bëri ñoom seen ñoom moom ay entreprise yi. dañoo jël làkkat ko képp turu kenn ñu ciy liggéey boo fa demee doo ci am dara ñoom ñoo ñu sonal. ñoom problème bi ci ñooñu la nekk. ndeysaan. boo demee foofu dañ lay day jaabanteloo di lay jaabanteloo bu nga sonn. nga sonn toog nga mujjee toog. dëgg la parce que ñoom chaque jour ñu ngi dem jël ay 300 000 wala 500 000 enveloppe. boo jaaree nga am li sa njëgu guro. kooku boo ko demee xamee foofu doo ci am dara. dëgg la. doo ci am dara da ngay sonn rek nga ci am dara. loolu moo ñu sonal fii Sénégal. ndeysaan. waaw loolu mooy problème Oustaz fu mu waxee foofu la def. foofu la góom bi foofu la nekk. foofu la góom bi nekk. fa la ñu war a def garab gi waaw. dëgg la problème la. dëgg la jërëjëf jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal Lamine Daffé merci. waaw su ma ñëwaatee si salaire bu ma doon expliqué sànq. nii dafa war a méngoo ak poste bi nga occupé loolu la yoon tëddal. donc dañ ko war a respecté. yaakaar naa problème payoor bi tey gis nañu par exemple enseignants yi ak état du Sénégal te mu nekk ay ak yelleef yoo xamante ne yu dëggu la maanaam c'est légitime dañ ko waree donc réclamer yaakaar naa suñu demee bay. maître baal ñu de. oui Awa Diallo soxna Awa Diallo Awa. waaw Zeynab sama soppe. maa ngi lay ziar bu baax Diallo. allo maa ngi lay ziar Zeynab Fall. Diallo bisimilah. maa la raw Diallo. dañuy woote nag waaye dañuy dugg parce que day fekk di jeex na. waaw ndeysaan ñu ngi jégalu. di nuyu ñi nga nekkal yëpp ci plateau bi. ñëpp a ngi lay fay. seen waxtaan dafay am solo toujours. c'est pas la première fois émission bu nekk am na lu ñu ciy jàngat. ndeysaan alhamdulilah. rawatina tey nag fi ngeen xëy ñu wax ko ak liggéey. même ki ngay liggéey ci biir bi sax muy sa bon dañ fay bàyyi amal ko àq. ndax bu dee da ngay wax yéene ci bi dañ naan balaay si ñàkk di woo ñu fay la. waaw. ñun si bureau yi dañuy gis koo xamante dañ koy indi si ñoom ñu def contrat. contrat yoo xamante ne duñ la jox sax transport booy xëy. doy na waar. ce qui est très dangereux. ñu téye la ko 6 mois de contrat ñu ne la jeex na. ba pare ñu maintenir la bu ñu la maintenir ba pare dina jox dara ñu xëy benn jour. indi fa foofu keneen. ne yow sa contrat jeexoon na bu yàgg arrêté. mais ni ko xamee droit boo la yóbbee si yoon. service war na la mën a fay say droit. wax dëgg yàlla. li ñu si gis day na saal du jeex. dëgg la. man mii di wax ak yow ñun def nañu kenn xamul. combien d'années de bénévolat contrat de kenn xamul ban année suñu papa yi ñooy jox pass ñuy liggéeyi. dëgg la des fois ci suñu groupe bi bu ñu ci gisee kenn ko xamante amul dara ñoo lay payé sax ñu ndekki parfois ñu ne nañ ko ndekki jox ko mu ndekki. wallaay dëgg la parfois ñu jël dara jox ko. mais balaa ñuy am ñun suñu salaire on a souffert ñoo sonn. te loolu du fii rek fépp la. fépp la dëgg la. waaw et yow nag nga nekk nit ki moom mooy sol bu jekk moom mooy am salaire bu def mu lay xool. bët bu rusu toj. man de mun na loolu. nekkuma cadre nekkuma ministre nekkuma président mais man supporté ma loolu man. léegi sëy bi nekk ki nga nekkal ñuy ñëw de di sëy di fi wàcc amul pass amul dara. nga sant sa loxo. yàlla nañu yàlla defal jàmm. des fois lu dafa yenn du am sax lu mu añee. waaye li mu war a nekk suñu réew mi bëri na. di biscuit. bëri na lool tey na. wallaay. yàlla nañu yàlla ñaaxaat ci def lu baax. amiin Diallo Awa parce que yeneen yi fekkoon seen dund lañ jógee duñ sonn. dëgg la. ci partout nag ci politique bi partout. bu doon nga ñoom lu ñu ci defoon loolu ñuy roy suñuy royukaay ñoom la. kon waruñu sonn ñun dans la vie. dëgg la Awa. waaw kon waruñu sonn ku nekk di nga lekk di nga am loo lekk te doo sonn. te doo xëy ñaxtu bi. mais nga liggéeyee nit ki ba weer bi dee di ko xool. tey ko contrat 1 an 2 ans 6 mois. doo ko renouveler ba pare dox jox transport xëy na ko sa contrat jeex na jëlee sa bagage. jël keneen waaw. y a des choses yu ñu war a xoolaat di régler. ci àdduna bi surtout ñun ñii ci Sénégal dañ ko war a xoolaat. waaw buñ ko xoolaatee nga jàng ba pare de traîner amoo foo jëfandikoo. wallaay nga nekk un soutien de famille.
y a tout da ngay xool nga nekk ci benn kër benn nit moo ci liggéey te liggéeyam demewul noonu. wallaay ndeysaan. waaw yal nañu yàlla defal jàmm ñu nekk ci seen waxtaan. amiin amiin Diallo ñu bëgg a wax yëpp dafa fecc. macha allah rafet na ñoo ngi suivre nag partout. dëgg la ñoo ngi suivre partout ci télé bi rajo bi partout. yàlla na yàlla defal yéen lépp. amiin Diallo amiin yàlla sax leen ci li ngeen nekk nag parce que defal ngeen jikko yu bëri delloo ci ngeen yu bëri. waaw man xam nga ci yéen ci ñooñu laa bokk. dëgg la dëgg la. waaw ñu ngi nuyu Kalidou bu baax. amiin amiin. merci beaucoup. waa kay jërëjëf Awa merci Diallo. ñu waa Pikine. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. wax na lu am solo. damay tàmbalee fu ma daanele. jot na wax ni da ngay nekk bërëb liggéeykaay dañu la jox transport. ma wax leen ni. prime de transport obligation la. pour que patron bi mu jox ko bépp liggéeykat. te yoon dafa wax ni bépp liggéeykat boo xamante ne fi nga dëkk. waxaatal ma dégg. allo waxal da ngay lay déglu wax. dama ne. dafa mel dafa am ku ñëw de. oui de allo. incha allah. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax bismillah. maaleykum salaam. bismillah ku baax. bien bon man je voulais intervenir. waaw ma ne dama leen doon wax dama bëggoon intervenir. doo ñu baal nga wàññi sa télé tuuti rek. pour appuyer net. waaw xaaral ma wax ak moom. waaw. kaay leen maa ngi ma télé bi tuuti waaye kaay leen. Sarr la sant. kaay leen ma dama intervenir. Ablaye Sarr la. waaw. wàññil ma kii bi. dëgg la tonton. waaw. allo tonton waaw. léegi wàññi naa ko waaw. waaw bismillah ñu ngi lay dégg. bon léegi man dama bëggoon intervenir. waaw man je m'appelle Mamadou Kourouma. Je suis secrétaire chargé des revendications du syndicat de la marine, pêche, commerce et branche annexe du Sénégal. Je voulais donner ma contribution et appuyer Maître Ndoye dans ce qu'il dit. Bon, contribution du moyen, le mot c'est affaire visite opinée. Nous, notre secteur est privé depuis 76 à nos jours. Le secteur est spécifique parce que nous sommes dans un cadre spécifique qui est le cadre de la pêche. De 76 à nos jours. Ah tonton ndeysaan mi ngi naan 65 ba léegi li mu bëggoon a wax wala 76. en tout cas doy na waar am solo. en tant que syndicaliste. yaakaar naa contribution bi waroon na gën a am solo. si waaw ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal dafa dagg peut-être mën naa mu dugaat. c'est possible. paas yi nga doon wax léegi. voilà donc su ma ñëwee si transport bi sànq dama ne. bépp liggéeykat am na lu ñu naan prime de transport. te prime de transport bi su dee yow en tant que liggéeykat. fi nga dëkk. ak sa bërëb liggéeykaay. dañoo sori neen su dee ëpp na 3 kilomètres. automatiquement la prime de transport c'est obligatoire. nee nañu loolu c'est pour rembourser paas yi nga doon paas di xëy di ñëw. on dit bien indemnité de transport. donc à titre de remboursement de frais pour rembourser la li nga jot a génnee sa xaalisu bopp di ñëw di xëy di liggéey. loolu bokkul ak salaire bi. non boobu dañ koy dugal si biir salaire bi prime de transport. te dafa war a figurer si biir salaire bi. ci biir salaire bi. loi dafa wax ni 20 800 la. avant 2016 c'est 16 500. mais après par la am commission bu bees. le 1er avril 1er mai. 2016 donc daaw la. la ñu daawat géej autant pour moi. la ñu xoolaat ñu indexé ko par rapport mooy kii bi taux transport urbain bi ci la ñu xayma. xam ne maintenant il faut ñu yokkaat ci la ñu ko yóbbu. 20 minutes de moo ñu dese temps bi jeex na sax maître. li nga wax am na solo kontaan nañ ci sa ñëw fii. ndax leeral nga lu bëree bëri xam naa soo mënee dénkaane rek def sa dénkaane. ci ay secondes merci beaucoup. bëggoon naa terminer si. gis naa ni temps yi passé syndicat yi métti woon na lool sax entre état Sénégal ak syndicat yi ñu ñaxtu si wàllu alignement si salaire yi te yaakaar naa loolu tamit injustice boo xamante ne dañuy laaj ñu mun leen donc aligner salaire yi donc aligner salaire yi maanaam ñu fixer salaire yi en fonction ñoom seen
qualification seen diplôme compétence ak su ko defee Sénégal yëpp jàmm ne ñooy parce que yaakaar naa su dee dañuy bëgg Sénégal mu am climat paisible social état Sénégal war na yemale ay liggéeykatam si de telle sorte que jafe-jafe du am si secteur bi d'accord ba tax nag tey ji dama bëgg wax ni bépp employeur yaakaar naa ak yelleef doomu adama yi ñu lay liggéeyal fexeel ba sàmm ko de telle sorte que loolu yaakaar naa loolu soo ko defee sa liggéeykat yi dinañu gën a fas jom dëgg la gën la liggéeyal ba sa entreprise bi dina gën a jëm ci kanam dina gën a dox dëgg la kontaan nañ moom laa bëgg quand même ñu attirer seen attention d'accord ndax droit de l'homme au travail dañ ko war a respecter dëgg la waaw dëgg la jërëjëf yal na la yàlla fay kontaan nañ ci yow trop macha allah li nga fi wax yëpp leer na def naa patron yi doon seetaan dina am luñ ci retenir ñi nga xam ne tamit dañuy sàkku liggéey dinañ xam seen àq ak seen yelleef caama 2 secondes waaw patron yi kay dégg nag ndax tey liggéey wuñu ñu ngi seetaan seen kër yi waaw chef d'entreprise yi waaye suñu paree comme tey 1er mai la ñu jox ma kay doléance bi ma yóbbu ko bureau patron ñu xam liñ naqar rek liñ neex d'accord d'accord Kiné en fait pour rebondir ci monsieur Ndoye li mu mujjee mooy enseignant yi dëkk nag wax dëgg yàlla mënul dem fenn su amul jàngalekat yu doy. dëgg la. nañu leen yërëm ndax depuis plus de 10 ans peut-être mën nañu wax 20 ans sax xale yi retard bi ñu accumulé dafa bari te dama yaakaar ne ci revendication yi dañ koy fàtte. parce que 900 heures la ñu war a jàng par at. léegi nag dafa mel ni. at bu nekk dañuy jàng 500 jàng 600 jàng 500 dégg nga loolu boo ko wàññee ci 900 heures yi nga war a jàng par at. boo defee soustraction bi xale yi ñaata heure la ñu rate. niveau bu baax mënu fa am. donc nañu toog waxtaan te ñu yokk yërmande bi. ndax nit ku nekk boo ko nawloo woy rek. seen waxtaan day yomb. dëgg la dëgg la Sama Tar. liggéey daal waru la yem rek ci liggéeyal ma fay la. waaye war nañoo sàmm kóllëre. moo doxoon diggante Xadija ak yenent bi ba wóllërew say dox seen diggante. du entre liggéeyal ma fay la. waaye dem na ba kóllëre jikko ju rafet jëflante bu rafet. lay juddoo ca biir jëflante bu rafet ci biir liggéey mooy dàq matière bi ñuy jëlee ci biir liggéey. nañu sàmmonteeg loolu bu baax a baax. ndax liggéey jur na tuddantey doom. ak yeneen yu gën a xóot yooyu noonu la. ñu sàmmonteeg loolu bu baax a baax a baax. dëgg la wasalaam. dëgg la merci Oustaz Makhtar jërëjëf Kiné jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal Maître Ndoye jërëjëf Thiama jërëjëf ñu ngi nuyu Maître Massokhna Kane tam ñu ngi koy ziar bu baax a baax. kon tey mbokk yi li ñu doon waxtaanee xam ngeen ko tey mooy 1er mai di fête bi nga xam dañ ko jagleel liggéeykat yi suba incha allah dinañu wéyal sunu waxtaan wi nga xam ne moom lañu yëkkati woon te muy sama bopp ma la gënal du bañ naa la suba lay doon incha allah koor gi tamit incha allah alwasaaya ñu bëri ñu ngi koy laaj dina dellusi ci koor gi incha allah di ngeen ko am ci koor gi ak équipe bi nga xam ni ñooy équipe bu ndénkaane kon waa Régis jaajëf cameraman yi jaajëf mbokk téléspectateurs yi yéen itam ñu ngi leen di jaajëfal ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. bismillahi rrahmani rrahim la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows.